mbokk téléspectateur au Sen TV di la télé leader dal leen ak jàmm ci suba teel suba su ne nag ñu fas yéene dikk ak yéen ci jaww ji lu mu ñuy wax laata rek ñu leen di yebbil ay xibaar yu am solo waaye it ay astuces yu am solo ñoo ngi tey nag ci bésu àjjuma ma di leen ñaanal yàlla bésum jàmm di leen wax ne rek àjjuma mubarak nag laata nag ñuy dérouler damay dikk ci suñu météo du jour alors ñu gis na ni naaj bi fenk na ci waxtu 6h40 ci fajaaru tey waaye dina sóor ci waxtu 19h39 bu ñu noppee nag ci suñu lever ak coucher du soleil dañuy dem rek déglu jaww ji ci bëccëgu tey li nga xamante ni moom la ñuy jox ci suñu ay région alors ñu gis ni Ndakaaru mi ngi affiché li nga xamante ni mooy 28 degrés toute la semaine nag Ndakaaru mi ngi door a affiché degré bu xaw élevé bu xaw sut 24 alors Thiès 25 degrés lañ fay amal ci benn dëkk ñaari gaar 26 degrés fi nga xamante ni mooy Diourbel ak Fatick Kaffrine it mi ngi affiché li nga xamante ni moom mooy 27 degrés Kaolack nag 40 degrés lañ fay amal dans le centre dañuy faral di seetlu ni Kaolack mooy gën a tàng avec 40 degrés le plus souvent qui est revenu cette semaine 28 degrés fi nga xamante ni nag mooy Ziguinchor dans la zone sud 36 degrés fii ci Sédhiou asamaan si dina xaw diis tuuti xaw ngelaw Kolda it asamaan si dina xaw ngelaw tuuti xaw diis avec 39 degrés ñu dem Kédougou 39 lañ fay amal ak naaj boo xamante ni nag dina fenk ba pare taaru dina xaw tàng tuuti 40 degrés ba tey dans la zone sud fii ci Tambacounda ñu dem dans la zone nord la température la plus élevée ñoo ngi koy amal Ndar Géej gi Saint-Louis mooy 44 degrés fi nga xamante ne mooy Louga nag 42 degrés lañ fay amal ak Matam nag bu ma koy wax rek sama xel dafay dem ci Soxna Fall mi nga xamante ni moom Louga la nekk waaye soriantewuñu trop nag dans la zone nord elle nous revient bientôt d'ailleurs donc nañ ko xaarandi yéen ñi nga xamante ni da ngeen safoo tàggat yaram gi ci guddi gi Ndakaaru dina affiché li nga xamante ni mooy 25 degrés dina gën a féex tuuti 28 degrés ci Thiès benn dëkk ñaari gaar 31 degrés fi nga xamante ni moom mooy Diourbel Fatick 28 Kaolack 30 degrés Kaffrine ci guddi gi dina gën a tàng tuuti avec 33 degrés Ziguinchor 27 degrés lañ fay amal 28 degrés Sédhiou 31 degrés Kolda 33 degrés fi nga xamante ni mooy Kédougou am nañ fa prévision de pluie donc nañ sóor ni mën na am mu taw ci bésum tey dans la zone nord 34 degrés fële ci Saint-Louis Louga 36 degrés 39 degrés nag fii ci Matam ci guddi tey ñu dem ci suñu géej gu fer ak géej gu fees di marée haute marée basse nañ ko tàmbalee rek ak suñuy marée haute comme niñ koy faral di defee bés bu nekk 1h du matin 1h36 du matin la ñuy amal marée haute bi ci njëkk 13h56 la ñuy am bi nga xamante ni moo ci topp ci diggu bëccëg ki tey ñu dem rek ci suñu ay marée basse nos amis les pêcheurs en ont besoin ndaxte nag cin li faw muy saf jën lañ xam 7h10 moo nekkoon waxtu bu njëkk bi ñu amal suñu première marée basse ba ci topp nañ ko xaar à 20h18 charmants téléspectateurs lii moo nekkoon suñu ay prévisions météo du jour nag laata rek may dem fekk si sama mbokk yi ci plateau bi ngir ñu yebbil leen li nga xamante ne moom lañ leen indi dama leen di bàyyi ak suñu clip vidéo du jour et on se retrouve tout de suite. ndamal julit yaa ngi Masaalikul Jinaan sagub murit yaa ngi Masaalikul Jinaan ndamal julit yaa ngi Masaalikul Jinaan sagub murit yaa ngi Masaalikul Jinaan ndamal julit yaa ngi Masaalikul Jinaan sagub murit yaa ngi Masaalikul Jinaan Ndakaaru yaa am saaf Masaalikul Jinaan musal na laak saytaan Masaalikul Jinaan fu Bamba jaar ñuy raas Masaalikul Jinaan barkem baraw nay xaas Masaalikul Jinaan ba saxaar ga dekkee Ndar Masaalikul Jinaan jawal Dakar ci nar Masaalikul Jinaan ndigal sabab nay tooñ Masaalikul Jinaan liggéey ba jot na waay Masaalikul Jinaan alxames la raay bi teer Masaalikul Jinaan keroog la woor ci lee Masaalikul Jinaan keroog ba janti soo Masaalikul Jinaan la ak siliti soo Masaalikul Jinaan bu bëggoon a jàpp ak naan Masaalikul Jinaan juleek fanaan ci njaam Masaalikul Jinaan ne suut la ndaw li ñëw Masaalikul Jinaan mu wuyul sëriñ bi yow Masaalikul Jinaan ñu jël dugal cib neek Masaalikul Jinaan bu bon taxeeñ cam li Masaalikul Jinaan xasaw lëndëm bari jam Masaalikul Jinaan mu
boole xiif tey muñ Masaalikul Jinaan nangu dogal tey sant Masaalikul Jinaan Cheikh Bamba moom ngor Masaalikul Jinaan wa bi tutuxi laylati Masaalikul Jinaan di sexri mooy waaji Masaalikul Jinaan isa zakartu salikal Masaalikul Jinaan ma biita yàlla fay Masaalikul Jinaan danaa la way ba ñépp xam ni doo fi maas danaa la way ba ñépp xam ni doo fi maas ba yàlla mi tege njaayam ma kenn jëndul moromante woo borom Masaalikul Jinaan 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 jumaa ji mat na yàlla fay na la mbiram yonente beeg saaba yi ahlul badar waliw yu xutbu yi murit yi ñépp a ngi deseetul payoor ku am yaa ko teral 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 acanta war Ndakaaru Mbàkke yu sagul jëriñ ju mat nga saf nga Cheikh yow doxal bul geesu lu dul ndigal sëriñ bi gërëm na la bul geesu lu dul ndigal sëriñ bi gërëm na la bul geesu lu dul ndigal sëriñ bi gërëm na la bul geesu lu dul ndigal sëriñ bi gërëm na la sëriñ bi man dama fi gisul fii sa naw la it du réew mi la du réew yi nu wër Ahmadul Xadim sëriñ bi man dama fi gisul fii sa naw la it du réew yi la du réew yi nu wër Ahmadul Xadim gisee su ko xalaase su ko yur dajul kile borom Masaalikul fu ñu gis den ndonom sosul sëriñ bi man dama fi gisul fii sa naw la it du réew yi la du réew yi nu wër Ahmadul Xadim ba yàlla ne wi xeet ku leen di wàllu yaa taxaw bu dul woon ak tukkeem bi walaay ñépp dem safaan sëriñ bi man dama fi gisul fii sa naw la it du réew yi la du réew yi nu wër Ahmadul Xadim bu yàlla mas di yoon ni proposé woon na la yow rek yaa accordé signé tamponné caché sëriñ bi man dama fi gisul fii sa naw la it du réew yi la du réew yi nu wër Ahmadul Xadim siir nga yow gañe indi ndam kenn déggul sosox yow rek sañ ci ñun sunu yépp yaay borom sëriñ bi man dama fi gisul fii sa naw la it du réew yi la du réew yi nu wër Ahmadul Xadim may nañu la nit ñi may la jinne yeeg malaaka yi ba jox la alwara ngi yërëm ñépp jàlle noo sëriñ bi man dama fi gisul fii sa naw la it du réew yi la du réew yi nu wër Ahmadul Xadim 18 safar waree fu murit baa ngi nii jëfal magal ko war na doore ginaar baaba ci bugaleem sëriñ bi man dama fi gisul fii sa naw la it du réew yi la du réew yi nu wër Ahmadul Xadim ci lee fi gën ci bis bu ñu lay sant yow murit wàlli sa tëggul bi la bis rek a ci nësal sëriñ bi man dama fi gisul fii sa naw la it du réew yi la du réew yi nu wër Ahmadul Xadim baneexu bis ba waa safara ngay yëgub teral ñoon aajana ngi sant ndoleen laa ngi ci safar sëriñ bi man dama fi gisul fii sa naw la it du réew yi la du réew yi nu wër Ahmadul Xadim nañu ko magal waay bégal mbégte mooy mbégum ku ne bis bi sa fet la bégal mbégte mooy mbégum ku ne nañu ko magal lii bégal mbégte mooy mbégum ku ne bis bi sa fet la bégal mbégte mooy mbégum ku ne ajjana jangi bégal mbégte mooy mbégum ku ne sant la bis bi bégal mbégte mooy mbégum ku ne Purchase at least today at www.mikeys.com. baax suñu téléspectateurs yi yéen internautes yi tamit amuñu seen fay di leen sant di leen gërëm tey la àjjuma nag di ñaanal bépp jullit bépp sénégalais bépp doomu aadama nag bésum jàmm yal na yàlla saxal jàmm Sénégal yal na yàlla féexal xol yi boole ko jubóole ñu ci suñuy biir te fexe ba def ci suñu jukko yi li nga xamante ni moom la ñuy taggee taaxa di gën gi mbindeef ayca ci noonu nag laa leen di fàttali ni vendredi bu ne rek dañuy am actualité du ñàkk nag chaque jour rek dañ koy amal ànd ceeg Papa Assane Seck
beauté nag dañ koy am le vendredi aussi dans la semaine en compagnie de Louisa moom moo géré suñu esthétique yi xaritu xale yi jigéen ñi waaye musique tamit dañ ciy ànd rek ak Fama Ba pour le jéeri Biggi lu et vu sur le net waaye nag ci naka noonu lay tàmbale nuyoo gi rek ma tàmbale ko ci Fama Ba namoon naa la. maa la raw. noo def que lundi ba vendredi sori na. bilaay sori na trop beneen jour ci digg bi. dañ koy utal gën a partager ak yéen mais je vous suis à chaque fois waaye plaisir bu mag a mag laay am tey bokk ak yow plateau nuyu Louisa nuyu Passane nuyu nos amis fidèles téléspectateurs nuyu aussi Gora Dioum mi nga xam te ne moom mooy suñu invité ma bàyyi nga dalal ko suñu ba ci kanamee ma dellu si waat ak moom. tout à fait Gora ma di la nuyu noo def. xaasma di leen ñaan yàlla mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ñëpp yàlla defal leen jàmm. allahumma amiin yaa rabbi sunu kilifa gi ñu bokkal jotaay bi muy Pa Assane. amiin yàlla baaxal di sunu mag du ko yàlla baaxal. siyaare baax soxna Fama soxna Lisa ñi ngi bokkal plateau bi yëpp ñu ngi leen di fa yéen yoo. dalal ak jàmm ci suñu biir dañ ci ànd contenté dalal la fi Fama dafay am solo ajjuma junne rek ñuy tagg ya Rasulullah di fàttali kilifa yu mag yi nga xamante ni moom ñoo sant Sénégal ba tax ne ñun raflewuñu dara daal raflewuñu dara Asma comme ni nga ko waxee bu ya Rasulullah jógee kilifa yeneen diine tamit ñu ngi fi macha allah muy Mam Borom Touba Mam Maodo Malick ak ni ko Passane di limee tarixa yëpp bu ñu limee jum waaye kenn ku ci nekk bés dinañ la dalal ndax Asma vite rek musique dafa am rubrique bu bees bu tudd Juma Mubarak mooy di dalal invité yi ñuy ñëw kenn ku ci nekk bokk ak ñun ak téléspectateurs yi li nga xam te ne loolu la ñuy yëngu macha allah am na solo Louisa Dieng di esthétique bu ñu naan taaxaa rek dañu war a wax taar ndaxte nag mooy borom taar gu mag gi léere je suis obligée de sourire machallah pour accompagner ces belles paroles merci beaucoup ma lay nuyu di nuyu Fama Pa Assane ak suñu invité bi toog di nuyu ñi nga xamante ne aussi ñoo ñuy seetaan na macha allah ñoom ñu di la fay jigéen ñi dañ lay xaar bés bu nekk ndaxte nee nañu li ngi leen di indi ci ay astuces de beauté dafay am solo lii nag mooy Subatel yéen a ko moom actualité borom noo def Pape Assane Seck bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu am na benn kilifa bu baax bu ñuy seetaan mu ne ma waa bismillahi rahmaani rahim lu tax nga koy wax di sëgg ma ne ko lépp mu ngi tàmbale ci suuf di yéeg kay faw ñu def nii rek daal def nii lu dëgg xasma yàlla nuyu naa la nuyu Louisa nuyu Fama nuyu sunu xarit bi di Gora Dioum nga xam ni ñëw na fi ci grand plateau def fi lu rafet. tout à fait. Fama dalal ko tey di wax yàlla na yàlla suturaal Sénégal ba ñu génn ci feebar bi ñu dugg. amiin waay yaa rabbi parce que nekk nañ ñàkkaat nañ yeneen ñaar encore démb. doy na waar. 56e décès c'est compliqué. ñun nag ñu ngi def comme si dara xewul parce que dañu xaw a déconfiné donc mel ni ñu libéré ñu fàtte. te waruñu fàtte les masques. takk masque yi mesure ñu respecté ko distance c'est ñu ngi def comme dara xewul c'est capital te affaire bi mar day taal yàlla ñu yàlla muccal yàlla bu mu def nii defaat nii amiin waay amiin yàlla na fi yem parce que doy na waar doy na waar loolu sax nag ne ñu moytu rek te bañ a yaakaar ni feebar bi jugee na fi comme ni ñu ko doon waxtaanee sànq rek mi ngi ci bopp koñ bu ne rek di ñu xaar gox bu ne mi ngi fa nañ ko def suñu premier ennemi laata rek ñuy tal leneen ndaxte nag njëriñ loo fekkee lu waaye dawlu ne rek ngir fekkee bi rafet la kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ayca Papa Assane bu ñu jugee nag ci nuyoo dañuy daal di dem rek ci suñuy éphéméride du jour tey nag ma dellu le 12 juin 2002 alors ma fàttali ni Youssou Diagne moom dafa démissionné ci bés boobu noonu ci poste président de l'Assemblée nationale après ginnaaw bi mu ñàkkee élection locale ci fief bi mu bàyyeekoo di Ngaparou donc kii moom mooy Youssou Diagne papa bi gis nga démb ñoo ngi fi doon waxtaanee na relais yi nga xamante ni ñoom bu ñu bàyyeekoo benn gox bu ñu fa demee ba waa gox ba yëguñu seen bopp ci ñoom li leen war mooy peut-être génn fa ça montre benn aspect de dignité. waaw su ma demee ba sama gox faluma war naa démissionner ci lépp. parfaitement mais surtout que si jamono boobu moom dafa xawoon am tuuti souci ak kii di président Abdoulaye Wade
donc ci contexte bi ñu nekkoon lii daloon président Macky Sall ba ñu jëlee ko ci assemblée ba à un moment donné daloon na ko moom ci jamono boobu mu nekkoon un président de l'Assemblée nationale bu discret. tout à fait bu discret boo xamante ni doon politicien loolu bokkoon na peut-être ci li ko xawoon sonal tuuti parce que nos dirigeants politiques dañuy bëgg toujours koo xam dafay nekk ku actif ci seen monde ci seen environnement. malheureusement c'était principal cas et après li ñu naan buñ la yaatalu loo muñ léeg-léeg nga xat. dëgg la donc góor gi à un moment donné il tenait plus il est parti sauf que. am na ñenn ñu jot sax ni ci jamono boobu. du Ablaye Wade moo bëggoon mu dem mais dafa am ñeneen ñu waroon Ablaye Wade ñoo xamante ni ñoom monté woon mbir mi Wade bëri na lu bëri loo xamante ni dal na ko ci nguuram du moom directement lu si bëri ay ñu ko wër la ñoo xamante ni bokk na si ñi ko yàqal malheureusement. effectivement bu ñu delloo ci nguur gi tey nii dañuy faral di gis ni ak di dégg ni que ñi wër président xëy na dañ koy caresser dans le sens du poil donc moom mi fekkee nguuru président Wade. war na cee bàyyi xel bu baax a baax tagg neex na trop waaye na doon lu dëgg. ayca ñu daal di dem ba tey rek le 12 juin ñu dellu 1973 école bi nga xamante ni mi ngi tudd woon militaire préparatoire africaine EMPA. moom la ñuy tuxal def ko Prytanée Charles Thioréré. le Prytanée militaire que justement j'ai fait une partie de mon enfance là-bas ca Ndar Géej mu nekk école boo xamante ni de renom. réputé de renom réputé sur le plan international. où beaucoup d'Africains jaar nañ fa et surtout am na ñu bëri ñoo xamante ne ay cadres d'entreprise lañu ci jamono bi. tout à fait ñu si bëri jaar nañu Prytanée. xoolal enfant troupe yi. te ñoom chaque année am na benn gala bu ñuy amal fii ci King Fahd Palace. tout à fait je pense à Mamadou Thierno Talla bi diriger journal Info à Mamadou Wane bi diriger journal Enquête ak ñeneen ñu nga xamante ni ñii ay directeurs commerciaux lañu ñii ay agents lañu feneen. ñii ay médecins militaires ñoo xamante ni ñun ñëpp ñu nekk xale. ku si nekk. rêve nekkoon na man amoon naa rêve bi. tout à fait donc peut-être yàlla jaaral nañu feneen mais noblesse la. noblesse te dañu lay jàngal discipline. c'est ça et donc tout son état. entrepreneuriat le sens du vécu humain donc nan nga war a fonctionner en tant que nit. yar. des petits soldats bas âge ñoo ngi koy tuddee ki nga xamante ni Charles Thioréré la moom nekkoon na capitaine des tirailleurs sénégalais d'origine gabonaise. donc mu nekk tamit ab jàmbaar boo xamante ni war nañ ko fàttaliku. Prytanée militaire nekk école boo xamante ni daal wax dëgg yàlla macha allah. non macha allah et puis tamit seen ay critères de recrutement buñ ci dalee ba tey sos ko teggeekuñ ci. donc kenn ku ci nekk bëgg nga sa doom di jàng tey ba am yenn moyens yi yóbbu ko fa. excellence exactement dafa mel ne Mariama Ba rek donc kenn ku ci nekk yaa ngi bëgg sa doom jàngee fa en tout cas lu am solo la école la boo xam te ne daal. excellence bi ñu ngi ko fay prôné bu baax. tout à fait alors bu ñu jógee ci suñu ay éphéméride nag Papa Sane dañuy dem musique du ñu tàmbalee te tagguñu yaa Rasulullah comme nag rubrique Juma Mubarak li ñu wax ajjuma nañ ko tàmbalee laata rek laata ñuy ñaxtu ñu tudd ko bu ko defee nag mu indil ñu solution ndaxte ay jullit la ñu te loolu la ñu gëm nañ ni bu ñu tuddee yàlla rek wax dëgg yàlla lépp wàcce dañ koy séddu jullit yi waaw di ko séddu ko suñu bokk chrétien waaw mi ngi noonu ñun ñoo bokk ñoo fat ndax ci diine islam mënoo gëm Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam te doon nangu yonent yàlla Isa te mi ngi ci biir sax mënoo ko te ñooñu dalal boo weddee Isa rek wedd nga diine islam ok bye dëgg la jërëjëf macha allah am na solo mooy li ma doon wax keroog fii naan Louisa bu ñu jàqee suñu ay mbokk beddi ñu yéen ñu dalal kon amuñu seen fay lii moo tax nag dialogue islamo-chrétien am solo fii ci Sénégal suñu maam yi liggéey nañ lu rafeta donc on retrouve tout de suite Fama Ba dans la rubrique musique. Just a list today at www.mykeys.com. Fama ma daal di la bàyyi rek nga dalal suñu gan. ñu bokk ko. wax dëgg yàlla mu tagal ñu yaa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Asma comme ni nga ko waxee suñu gan la ñuy am mbégte nag bu mag a mag bokk ak moom tey plateau bi dalal ko fii nii di ko nuyu di ko jaajëfal muy Gora Dioum nag bu ñu neexee wax ko Gora Dioum bu sëñ Saliou waaye itam bu ñu neexee wax ko Gora Dioum xasida ndax li muy yëkkati ci xasida nekk na kuñ ci ràññee nekk na ci pionnier nekk na ci koo xamante ne ab ndaanaan la ci tey moom la ñu daal di dalal Gora ñu bàyyi la nga nuyoog téléspectateur yi. fala takilni ila nafsi fahlika kun mujibani aysuma doka yàlla wala jini wa jami al muslimina mahan wala
بيتي أمين يا الله واغفر لنا ولها وسر مهايبنا والطف بنا وبها في الحول يا الله على تجاوز يا رحمن وما لا سواك وانت البر يا الله ومن قراب وخوف نجي الله لا تختبر بما ليست بخادرة ولا تخيب رجاء فيك يا الله وأسقنا معها من ماء كوثر من اخترته من جميع الخلق يا الله من كان ينزد ذا خير ويولك ذا كفر وينزر من يخزاك يا الله محمد المسكائل سيدنا محمد المسكائل سيدنا محمد لخيار خايدنا لجنة الخلد يوم الحسر يا الله هل يسلي وسلم دائما أبدا ومن خافه ليوم الدين يا الله أدي سيدنا محمد sallallahu alayhi wa sallam. kuy tagg yonent bi moom. bu leen nuyool moom li nga war a njëkk def mooy tagg yonent bi. moo waral nu jàng bayit yooyu nga xam ne Sëñ Tuubaa moo mu ngi ci ñaanal jullit yëpp. muy wan ji nii wa jamii al muslimina maxan. wan na ji walidati di ci ñaanal bay ñaanal ay ñaari way juróom. macha allah ñaan yàlla ñaan googu yàlla na ko yàlla defal mboolem ñi seetaan ñëpp ak ñi nekk ci plateau bi. soxna Fama maa ngi lay fay nuyu. macha allah am na solo lool te neex na itamit yal na yàlla wéral baat bi. kan mooy Gora Dioum kañ nga tàmbali at fan nga tàmbali we. waaw soxna Fama Gora Dioum moom donga daara la bu nekk dëkk fii ci Géejawaay ci banlieue bi. samay way jur yëpp doon ay tàggkatu yonent bi ci ay jàngatu xasaayid ndax man sama maam bokkoon na ci ñi daan jàngal sëñ Fallou. man sama baay tamit jànkati xasidal boobu ñëpp xam mu daan ànd ak sëñ Fallou Ndiaye tàmbali si sëñ Mouhamadou Samb ñun ci leen juddu ndax damay am ku may dégg mu naan ñun xaalisu làmb la ñu ngénte waaye ñun xaalisu tagg yonent bi la ñu ngénte. waaw kon doon na rek suñuy maam ak suñuy baay yëpp jàng xasaay dong lañ xam. waaw ñu dem daara jàng alxuraan wàcce ñaari yoon. ñëwaat di tagg yonent bi. c'est ça kooku mooy sëñ Gora Dioum. kooku mooy sëñ Gora Dioum macha allah ba tax na rek Asma dama fàtte ca ba ma koy introduire. wax na ne que moom mooy ndaanaan ci ndaanaani la. ndax moom mooy ci xasay ñiy wéy xasay moom mooy ci seen mbalaxmaan comme gis nga fii ni ñuy soirée de gala. non je veux dire ci côté. ni ñuy defee dîner de gala. def ko noonu moom tey buy def ay jàngam ay conférence am noonu lay tegee ay table. ci innovation moom moo ko njëkk andi. donc mu nekk lu am solo. donc macha allah nga jiite tamit association bi nga xamante ne moom mooy regrouper artistes xasayid ñiy woy xasayid fii ci banlieue bi lan nga ñu mën a wax ci seen association bi at lan ak lan lay def. waaw suñu association boobu doon na loo xamante ni si ñun jeune centre religieux yi nekk ci banlieue bi. xale yi nga xam ne ñoom laa maaseel jamono ak ñi nga xamante ni si maanaam ñooy samay naataango. ñoo booloo doon benn ndax dafa am loo xam ne dafay yàgg ci suñuy baay. ba ci suñuy nijaay ba ci suñuy mag te gisuñu ci benn évaluation boo xam ni mën nañ cee teg loxo wax ni ñun ñi lii kat mooy suñu avancement ci njàng mi. parce que bari na ci ñoo xam ni da ngay gis benn waykat boo xam ni day génne benn single tukki am oto. am compte banque di dem fu ko neex. ñun dañ ciy nekk lu taal 20 ans yoo xam ni doo tukki doo dem fenn doo lijjanti sa bopp kenn du la xam. te yooyu yëpp bokk na ci tëj sa bopp. ba tax doo wane sa bopp ba nit ñi mën laa xam. ma xam ne yow mii lii nga bëgg a def. moo tax ñun ñëpp ñu booloo doon benn ngir def association boo xam ni dinañ mën a dimbali suñu bopp. dimbali ñi nga xamante ni si ñoom la ñuy àndal te ñu faree ci ñun te seen guddi ak seen bëccëg yëpp doon tagg yonent bi. waaw ba tax na nit bari na ñoo xam ne ñi jàngkat yi maanaam gëdd ba leen war a jox dañ ko dese. tey ji supposons maanaam boo dee xool. jànkat yi daawuñ dem ay grand théâtre daawuñ dem Sorano daawuñ def yan nangam te loolu place la boo xam ni ciment bi tabax grand théâtre moo tabax jàkka yi. barab bu nekk lañ fay def rek moom mi ngoog loola. tey jii man su ma demee grand théâtre luye ko bis boobu lañ fay def lépp lu baax lépp man maa ko fa indi. bu fa keneen defee leneen kooku lam fay loolu la fay def.
ndax tey ji boo demee Europe wala ci yenn dëkk yi amul baas ci mbedd ñëpp ci saali la ñuy jàngee wala ci stade yi waaw pourquoi pas nag ñun na ñu mën koo tàmbali suñu bopp fii li naan bay ci say woom moo waral ñun ñëpp ñu booloo daal ngir fas yéene jëmale njàng mi ci kanam ba mu am ay changement yoo xam ni li fi sunu maam yi defoon ak sunu baay yi am na ay changement yoo xamante ni si changé na ko ñun ñi nga xam ne ñooy xale yi. tout à fait mu nekk nag lu am solo ndax jamono buy dox da ngay ànd ak moom di dem comme ni nga koy waxee. kon daal ci dégg bu ma la xawee dégg tuuti peut-être ma lay laaj jànkati xasaay di amul tamit ñoo xamante ne yow lu la ci metti démb ak tey ndax am na yoo xamante ne bëgg nga ñu changer ko ci wala lan. waaw bari na xam nga changement yi moom juñu naa la ko léegi. bari na ak ndaw yi nga jiite it xam nga yombul neexul. ndax xam nga xale boo ko jiitee mu fokk ne que moo gën a neex baat. wala moo gën a mel nee na naka sa relation ak ñoom. am na ci naka nga koy dundee. waaw xam nga tamit dañuy wax ni mbër mu ndaw mooy folli mbër mu mag waaye na fekk mbër mu ndaw ma jaar ci yoon wa. dëgg la. ku nekk ci suuf rek bëgg ngaa ne ci kaw. dëgg la. borom bitigu mbagg boo gis magasin mu ngi ci xol ba. waaye na fekk mu jaar ci yoon wa. bari na ci xale yoo xam ni ay jël nañ seen bopp def ko ay jànkat waaye boo xoolee ci kanam tuuti du yàgg dara dañuy dévier de nekk ci leneen parce que am njàng tag yonent bi xaar bee metti xaar bi moo metti léegi boo yàkkamte sa bopp nag ba tax nga yu baree bari bañaloo ko sa bopp da nga dugg ci loo xam ne du sa wàll te bari na ci ñoo xam ne li sëñ Muntaxa daal sëñ Mouhamadou Mourtada da ko wax sëñ Ablaye Seck sunu benn bàyyu jànkat sunu sëriñ la sunu kilifa la da ko wax ne xaside yi ndëndum buur la kenn du ko tëggal baadoo la. ndeysaan dëgg la. mooy tagg yonent bi. kenn du ko tëggal baadoo la. te damay gis ci yenn spectacle yi wala ci yenn cérémonie yi maanaam tey jii Pa Assane mi bu nekkee ministre dugg ci barab rek ñu koy taggal yonent bi. est-ce que yàlloon na ko. bañ ko koy defal. maa ngay dem fulla woowut maa ngay dem ci yenn branche yoo xamante ni si kenn ku ci nekk yaa ngi def dara ngir bëgg caa am loo xam ni maanaam kut kaa kut nga bëgg a tekki tey. te yëf yi mën naa ne daara la ndax ni mu nekkee daara mooy ñi nga xamante ni si dañu topp sa ginnaaw di nga leen jàngal alxuraan di nga leen yar ci diine di nga leen fexe nuy mokkal xaside yi di ko jàngee fa mu waree waaye boo koy jàngee foo xam ne warut tooñ nga yàlla tooñ nga yonent bi tooñ nga sëñ Tuubaa tooñ nga tamit ki tax ngay jàng xaside googa moo xam Tijaan wala xaadir wala laay wala murit ak ku mën a doon. dëgg la. tout à fait loolu mu am solo te ndaw yi faama réeree ko mbir mooy que tagg yonent bi mooy li nga wax nga ne nënd buur la kenn du ko tëggal baadoo la. dëgg la mu am solo loolu mooy buñ ci am dégg-dégg rek mooy tagg yàlla dafa nekk loo xamante ni dafa war a ànd ak xam-xam. dëgg la war a ànd ak njëriñ. doo dem ci bërëb boo xamante ni daal da ngay tudd danga fay tudd yàlla far tooñ yàlla. dëgg la xale yi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. ndaxte mais Asma mënoo wax ni da nga bëgg tagg yonent bi te yow li ngay def doo ko jàng. dëgg la tey ji ku bëgg mokkal dara da ngay jóg fajar mbaa ngay yeew di ko jàng di ko durus ba nga mën ko. mais da ngay mën benn bayit wala ñaari bayit rek dugg ci barab def fa loo xam ne boo tooñee mbooloo moom dañ naan jànkat yëpp a koy def. te fekk yow yaa tooñ sa bopp tooñaale ñi nga xamante ni si ñoo na sa gannaaw. dëgg la. donc yow seen association bi képp ku ci dugg rek am na valider nga ko daal ci gàttal. ak naka ngay defee la présélection ndax am na ñu bëri tam ñu nekk ci suuf te kenn xamu leen. ndax xam nga man maa feeñ rek waaye ñu ma daqaj jàng ñu ngi ci banlieue bi ñoo xamante ne ñoo ma gën a tegu ci yoon ñu ngi ci banlieue bi. ay yaa ngi naan nga de naan nga de góor macha allah fu ñu tase nga kontaan gis nañu GP Grand Plateau. li nga fi def moo fi tege ba tey xam naa ba ci kanamee tuuti wala bu MD bu disponible may ñu ci tuuti rek ñu xool góor a jum li mu yëkkati ci Grand Plateau yaram yëpp daw nañ. ndeysaan jour boobu ñëpp daal di kontaan ñoom nen ne ay saak. ñëpp nee na sama jigéen ju baax nee na sama xarit Oustaz Pa Mohamed Mbaye ak sëñ Saliou Khoule moom ñëpp samay xarit lan. ndeysaan waaw ñun ñëpp dañ maa bëgg lool ngir yàlla. yu ko yaa ngi sa biir kër. Aïcha barke borom Tuubaa saqala seytaani kawnul muntaxa sayyido yulaahi ma taxa inam ne abdillahi faaxa kulla man abda wa ayubdi xaaliqu zaman inam ne abdillahi faaxa kulla man abda wa ayubdi xaaliqu zaman على الورى استفاء من أداء رحمة كل بعدما حداء وجوسا بالكرام البيدت
بعد مجاهدة التي خلان سل لسي بعبادة فلا يسأل والماء ما فلا بركة المختار ليس تنخرب والنور ساتي ليس ينسرم أبا إله إمام نور الذي تعالى للمصطفى نويت خدمة سفت بسارة وأعداء نفت للمنتقى وجدت ما قد أسبا جملة ما لم يرد لي فسابا هدم ربي النبي بنا درا ليتواجى وسعسى الخرار ملك الملك لما الملك مجل من قد ملا أصلك نضع بكلمة لا هي المين لرسالة وياب والينا إن امتداء المنتخى لي سلبا خير كثيرا بالرضا فانسلبا am na solo lool nga def lu macha allah ci noonu nag lay fàttali ni rek dañuy def li nga xamante ni mooy plateau spécial borom Taïf ci Serigne Mbacké Soxna Lo mu nekk koo xamante ni daal tamit sekk nag ñëpp teraanga te yar na ñëpp ci l'islam macha allah donc tey suba la spécial plateau donc bu ko kenn raté waaye li nga def ci grand plateau yi tamit moo fi tege ba tey macha allah ñaanal la baat bu wér loolu la ñuy wax waaye balaa may bàyyee ñoom Louise ak Passane ñoom ñëpp ñu waxtaan ak yow ñëw ak yow tuuti rek ci feebar gi fi ne muy Covid 19 bi. ku ne sentir na ci seen bopp surtout milieu artistique bi yow loo ci ñàkk ak loo ci perte ak loo ci jàngat. faama li Pa Assane wax naan xaasuma. li muy wax naan xaasuma. waaye soxna Fama gis nga maanaam Covid 19 bii sagam ñun gone yi la laal waxuma laa mag ñi. gis nga weeru mars bi rek weeru mars bi man delloon naa 825 000 avance ay programme ndeysaan ci weeru mars bi 825 000 avance waxuma la nag weeru avril bi ak yi nga xamante ni ci mars rek te mars la door 2 mars te ma doon jàngee ca Pikine jàngee àggut ndax danoo ñëw bis boobu lañ joxee décret bi wax ne nan arrêté manifestation yi waaw jàngee àggut mars boobu ba tey ji may waxe yow dugguma ci baas tey micro te diggante mars ba juillet amoon naa fi 25 samedi yoo xam ne yëpp dama ko doon jàng 25 programme yoo xam ne yëpp dama ko doon jàng te yooyu yëpp doon na loo xam ne Covid 19 mën nañu nangu ko nag ndax alxuraan dafa wax ne say ja'ala Allahu ba'da usrin yusran yàlla ko wax ci alxuraan ginnaaw jafe-jafe yomb mooy ñëw waaye réew mi dañ koo bokk ñun ko bokkee mooy kenn ku ci nekk la la war ak la li nga xamante ni si moom nga war a doxal ci sa diggante ak sa borom ak ñi nga fa nga dëkk ndax yonent bi mooy wax ne xubbul watani minal imaani bëgg sa réew dafa bokk ci jaamu yàlla. gis nga Covid 19 bi man bi may sensibiliser di wax nit ñi moytu jël seen matuwaay boobu waykat yi sax wayeegun ko. dëgg la. bi ma koy def man maa ngi koy gis ci sa chaîne YouTube booba waykat yi sax wayeegun ko. yàlla xam na loolu. bi ma koy def man. waykat yi wayeegun ko boobu li ma si parce que xam naa ni lii raam ci ñag bi la jëm. te mi ngi nii àgg na fi. xam na ni bu bis bu demee waxuma la mag ñi waaye ñun gone gi dina yóoxu xam nga maanaam ku fekk mag dóor ko moo gone mat a wax mais ñun sensibiliser nañu wax suñuy soppe parce que koo gis muy jànkat yi maali bi am na lu mu gàtt mbooloo mu bari moo xam ne boo waxee ñu dégg la. boo leen woo ñu fekk si la dañ lay jox te doo leen laaj
booy jàng nuy jooy di jëli seen i takkaay ak seen i yére ak seen alal di la jox ñooñu dañ laa bëgg. te am na foo xamante ni si boo fa waxtaanee ak ñoom dana la dégg ñun ñëpp kenn ku ci nekk def nga ko sensibiliser nga say soppe say nit ba ñu mën a bàyyi xel nit ñi ñu bàyyi xel feebar bi ba tax nag kenn ku ci nekk daayira yi waxuma la sax seen i programme daayira yi seen i soppe yi nga xam ne ñoo am ay daayira kenn ku ci ne dem nga fa jël micro wax nañ moytu nangam ak nangam parce que bu laalee kii dana laal kii parce que ñun ñëpp ñooy bokk di naan ataaya di naan café di jàng parce que li ñu wax naan cas communautaire moom boo xasee dugg fenn moom bul xam fa la yem moo tax ñu dakkaloon yooyu yëpp ba tax ñu jóg di sensibiliser nit ñi di yeete ci WhatsApp bi yeeg ci Instagram yeeg ci nangam mi comme dajaloo bi moom président la koy bañ ak waa réew mi de moo tax mootuñ ko def mais ci suñuy réseaux sociaux ci lañ koy jaarale ba tax nit ñi mën ko bàyyi xel. dëgg la moo tax it dem leen ngeen suivre ko seen YouTube am. dem leen ngeen abonné ci lu mu ci dugal ngeen seetaan ko askan wi ndax yéen a ko moom tamit lépp lu ñu def rek ñoom macha allah mën na la apaiser ci jàng xasaayid yi waaye tamit mën nañ jàngale it lu bëree bëri gën la ko gindiwaat donc baax na ngeen dem abonné ci chaîne yi donc foog naa sa chaîne YouTube moom góor a jum kese la moom laa daal di gis mais nag jot na yéen i tamit ngeen dem kaas ndax 3 milliards yi paasan foog nga boole leen ci ngeen dem jël ci seen wàll ci ngeen bokk déjà di ngeen di sensibiliser rek ci dara la da ngay faral di organiser chaque le 17 juin bi nga waroon def sa anniversaire ngay faral di ko def guichet fermé grand théâtre waaw macha allah loolu pertement la te 17 juin yëf yi tout à fait pareil jeexagul kon yu yëpp lu jar a delloowaat la Fama daaw bi ma ko defee daaw esplanade laa jël ndeysaan def ko fa tout à fait xam nga ba ci ñu baree sax dañ may tooñ sax ci sama compte naa ma yow moom yaay Wally Seck jànkat yi waaw ci nga def table yi non waaw ci laa def table yi parce que bi ma koy def li ma ci jublu mooy damaa bëgg nu jox gëdd ñuy tagg yonent bi parce que nit ñi li ñuy def di ca woo nit ña tey ji am na koo xamante ni si maanaam da koy def te boo wootee ay jàng mu dem bu keneen wootee mu dem dëgg la kon pourquoi pas ñun loolu ñu mën ko imposer suñu bopp. innovation la leadership waaw innovation bi ma koy def man am na ñoo xam ne ba ci sama staff dañ ma ne lii du jàll. bu ko def parce que mosu fee am. may leen waaw garab ci kaw lay fekkante. dëgg la te doomu aadama da ngay góorgóorlu rek yàlla dimbali la. tout à fait bi ma ko defee ay table laa def ticket def base fermée. def base fermée. def ay ticket sargal ci sama nijaay Alaaji Cheikh Diom Mbaye. Cheikh Diom Mbaye ak sama yaay ñoo bokk ndey ak baay. ndeysaan moom laa ci doon sargal bis boobu noonu. taabal yi dafa jeex ba dañ ne woon fii moom kenn du fi dugg ndax dafa fees te lu ma si jublu mooy ñu jox gëdd ñu tagg yonent bi ñu topp suñu ginnaaw mën cee xool xam ni oto yu rafet yi kër yu rafet yi ak millions yi ñun ñi tagg yonent bi dañ cee am wàll te dañ ciy am. tout à fait te loolu dañ koo gëm. te da ngeen gore sax yaakaar naa ni mbir mi bi mu amee ba tey kenn déggu leen sax ngeen ñaxtu. ci woykat yeeg ñi nga xamante ni parce que ci chant boobu lañ leen di mën a canaliser da ngeen di tagg. da ngeen di woy yaa Rasulillah. waaw xam nga kii di way noobul la moo tax voilà xam nga kii di way noobul la. te dañuy wax ni nit bu la dara méttee na nga ko wax sa làmmiñ ba ñëpp dégg ko. boo ko mënta wax sa làmmiñ nga naqarlu ko sa xol. ñun. bu nu jógoon ñi nga xam ne ñoom laa maaseel jamono wala ñi nga xam ne ñoom laay àndal tey jii bu ne woon dañuy mars waxuma la arena waaye suñuy sopp bu ko dégg da nga ñëw. dëgg la waaye duñ ko def. dëgg la parce que am na lu nu jomb bu fekkee da ngaa bokk ci koo xam ne ay porteur de voix noonu la. noonu lañ koy waxee bu fekkee da ngay wax nit ñi di la dégg war ngaa am image boo xam ne bu ëllëgee la ngay doon ñaxtu bu paasee maanaam ku la xool naw la. dëgg la moo tax mënuñoo mars mënuñoo def leneen lu ñaaw loo xam ne dañu koy xoolee waaye dañoo jóg ngir ñu xam ne ñun ci réew mi leen bokk. parce que ni ñuy dimbalee ñeneen ñi dañoo bàyyi seen activité ñu dimbali leen ñu tamit dañoo bàyyi suñu activité kon dañoo war a dimbali. non vraiment. ñëpp a soxla dimbal xasma. dëgg la moom. moo xam nga toog woote téléphone. mbaa nga dugg oto mbaa nga yéeg avion. dëgg la. ñëpp soxla président bi sax soxla na ndimbal. am na ko soxla wut. waaye nag bu fekkee nag yow da nga ne da ngay tagg yonent bi mag nga nañ bàyyi xale yi li ñuy def nañ ko bàyyi ñun yonent bi moo ñu yore suñu lépp yàlla mën na lu ne waaye taxul mu def lu ne. sàkk na ab dëkk fu ne utal ko yoon wu ca jëm. yàlla bu lay dimbali yàlla du wàcc naan la xaas ma am. day jël nanga mu jaar ci diw door a agsi ci yow. kon nag nañu jóg ngir dox ngir ñu bàyyi xel li fi nekkoon daal lañu bëgg mu jóge fi. ndax mag ñi man sama baay jàng naa ba bàyyi jàng mësta am pono oto. loolu dafa ñaaw ñun ñag dañoo war a jóg ñi nga xamante ni si ñu ay xale lañ ñoom suñu bàyyeeg suñu maam yi lañ ñàkkoon ñun ñu jóg ngir wane ni relève yi bu ñu ko yoree yu ci bare dinañ ko changer. tout à fait Papa loolu lañ ci bëgg. je suis séduit par son speech
discours am peut-être ma damay contribuer est-ce que xam nga Fama loolu foog nga defal ñu ci étude jàngkat yi. tout à fait. boo demee Orange société de téléphonie yi. dalal toon waaw. téléphone yi ngay woote dégg sonnerie. est-ce que xam ngeen ni ñoom ñoo ëppale woykat musiciens yi sénégalais yi. C'est oui. Extraordinaire. Ah oui. C'est-à-dire que ñoom la nit ñi seeni sonnerie. effectivement ñoom ñoo ëpp maanaam tey jii normalement. société de téléphone yi dañ leen waroon joxaat lu bëri ñoom. dëgg la jàppale leen sax. parce que seeni woy ak seeni xasaay ak seeni kii moo tax barke rek a wóor. ñoom dañu am loolu. te pourtant fësuñu. moom def na esplanade boobu ci Grand Théâtre fësul. comme bu fekkoon mbokkam mi Wally Seck bu fa nekkoon wala keneen. te pourtant ñoom ñu ngi fay def loo xamante ni ay woykat yeneen yuy def musique mënuñu ko. ci nit ñi nag dañoo war a dëggu ci suñu bëgg bu yàlla tamit. dëggu ci te ba àdduna bi tuuti. en général Fama nit ñi dañuy yaakaar ni xëy na diine ak jamono àndut ak ànd. ndaxte dañ la wàccee ci àddina ngir nga jaamu yàlla waaye nga dund. léegi nag boo boolee dund bi ak jaamu yàlla du gën. moo gën moom dëgg la moo gën Asma. mooy gën di. walaay ndeysaan dëgg la. ok kon nag lii dañu war a dëggu ñun waaye opérateur téléphonique yi c'est très bien Papa Sall l'avoir souligné ñoom ñoo waroon a jël sax laata ñu koy laajte. ñu jël woykat yi parce que tàggkat Nabil Moustapha ñoom ñu am dimbal bu ñuy def seen diggante ak ñoom parce que les dalal doon damay fàttali ni à partir de 250 lañ koy fayeekoo da nga imaginer 14 wala 16 millions de Sénégalais. waaw 350 léegi. gis nga ni mu yokkee. léegi nag ñi nga xam te li ngeen ci am néew tuuti nag. néew lool ndax foog naa am na ku ma mës a dégg mu kaas ko. waaw xam nga ko am na ci ñoo xamante ni si ñu ngi ciy jóg di ci dox ku mel ni Cheikh Bou Diop. moom waxtaan nañ ci man ak moom. mu war ma téléphone parce que daje nañ BSDA man ak moom Sodaaf. maa ngi moom daje nañ fa. mu ne ma day man xaw ma woon yow fii nga ne. waaw xaw ma woon fii nga nekk. parce que jàppoon naa ni da ngaa bokk ci xale yi nga xam ni maanaam dugg ci baas jàng de mën na ko déedéet. dugg ci jaas am naa sama carte BSDA. dëgg mooy yoon Sodaaf am naa ko. tout à fait man am naa ko. non ñoom nag ñoo li tax xam nga gis nga Fama. li am ni bu amul woon maanaam kenn duñu dégg. aussi bu amul woon kenn duñu dégg. mais dañoo dégg ñu président génne 3 milliards jox ko culture waykat yi ak nangam. mais dégguñu fenn fu mu ne ñuy tagg yonente bi maa leen defal lii. mais bu doon loolu kenn duñu dégg parce que. am na ku ma woowoon ma ñëw sama benn place grand bu ñuy wax Abou Wade ñu daje fa boobu sax yëpp xewagut boobu la affaire bi door a ñëw daf nañu dajale leen seen photocopie carte d'identité ma boole leen ak benn maire mu dimbali leen. maanaam ci jamono yooyu comme man leader la su ma ko waxee maanaam su ma bañee am na ñoo xam dañ naan waxoon na ko waaye lu tax defu ko dañoo iñaane ñoom ñëpp ma dajale seen photocopie carte d'identité jël ko téye ko. ngir dafa metti de yàlla xam na ni wallahi azim ba bu ma ko woowee ñaari yoon mu expliqué ma ba ma ko waatee jëlu téléphone ba ni may waxee yow ba ni may waxee yow photocopie carte d'identité mi ngi ci man ma téye te rus naa ko jël leeral nga ña nga jël seen photocopie boobu metti na fii gën a leer di fii gën a garaaw xam nga fii moom moo gën a leer moom dëgg la ba léegi ba yàlla xam na ni maa ngi ci door a waxaat nii sama ngor mayu ma ñoom ñëpp ma leen di dellee seen photocopie carte d'identité dama bindi lettre yóbbu ko ministère de intérieur bindaat lettre yóbbu ko ministre de la jeunesse ngir ñu xam ni ba jël décharge yi téye ko wan leen ko nee na gis ngeen mi ngi nii comme lee demoon na waaye am na ñoo xam ni ba tey jotuñu ci message bi waaye comme fi lépp fi lay leere boo ko fi waxee fii moom bu ko déggee ñoom bu leen déggee danañ xam ni yow dox nga ci lii dëgg la waaw te dafa metti ci ñun nag dafa metti xam nga fi ñu toll nii bu dee Pa Assane mën naa toog ne man maa ngi sant am naa dépasse 2 weer du ma génn sama kër waaye est-ce que ñuy ànd ak yow wala ñu topp sa ginnaaw am nañ ko. tout à fait mooy li ñu doon wax ci orchestre yi musiciens yi ba ñuy wax par soirée la ñuy faral di am li nga xamante ne mooy pay te kenn ku ci nekk borom kër ah. am nañ ay ndaw yoo xamante ni ba ci tàggkatu yonent yi ñi nga xamante ni ñoo lay gunge. am na ñoo ci xamante ni ay ndaw lañu. waaye dañuy sant kër. léegi ñooñu nan la ñuy dundee ñooñu da nga leen war a sóor et ça c'est le relais de l'État pour vraiment accompagner ñooñu. léegi nag ñun dañuy laaj ba xam ndax yaa Rasulullah bi ñu woote dëgg la ci ñun wala du dëgg. mais nii tey xam nga tey aljuma la. te président day dem juma. président Macky Sall mu ngi lay setaan. mu ngi lay dégg waaw day julli ji. te moom it macha allah di nit ku sell. ku nan leen woos même sax gis nga tubaab bëggul alal
tubaab lu mu bëgg mooy trophée. waaw yëg-yëg. yëg-yëg. waaw kenn bañ ko yëg muy ab sàcc. waaw. mais bu yëg jànkat yi lan woo pale nu ñëw toog loolu président Ablaye Wade defal nañu ko. Ablaye Wade defal nañu ko. méridien bii la woote bi mu wootee keroog man mii maa doon jàng. Seydou si xam na li may wax yàlla xam na ko. keroog ba ndikkee man mii maa jàng fa la ñu bari sax fa lañ jaar na ma di wax na yow kat yaay jànkatu président. te loolu ñu dañ ko bëgg a yëg ci ay gi nga xamante ni si moo toog ci réew mi. na woo ñu tagg yonent bi tijaan yi murid yi xaadir yeeg laayeen yi ñu xam ne ñoom ci réew mi lañ bokk dalal leen ba ñëpp xam ne ñi ay citoyen lan. parce que bu woote jotee dañu jël suñu carte kenn ku ci nekk dama xool ka la neex nga wooteel ko. Asma j'adore cet esprit de partage. tout à fait. sóorul moom dong ndax jàngkatu xasaayid la waaye woon na bépp tarixa. dafa mel ni Louisa moom it am na laaj. mooy li ñu war nag ñun ñooy Sénégal la benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. te président Macky Sall ak kii di Baara ñaan nee na est-ce que day dem juma waaw day dem juma. président day julli ji juma na dem day dem juma ñaan Covid bi dem. incha allah amiin est-ce que duñ daje ak moom fee sax. gannaaw mesures yi moom ñaan gi ci la bokk. ñaan yi daal mooy accompagner mesures yi. góor may rafetlu bu baax li nga fi jot a wax yëpp di wax ne booy boo nekkee ci dara muy li nga xamante ne mooy taggkatu yónnante bi dafa laaj foi laaj dal laaj lu bari te wane nga ko te it li ngay revendiquer yoon la parce que tamit da nga di artiste te artiste bu ñuy wax artiste da ngay am orchestre da ngay liggéey te tàggkatu yonante bi dañuy dem di def surtout corps bi jàll na fi et tout te loolu yëpp dañ leen si doon sollicité bu baax a baax. baax na aussi ñu dellu autorités yi bàyyi leen xel pour accompagner leen waa ci moment yi nga xamante ne ñëpp vraiment ñu ngi ci difficulté. léegi nag may laaj ndax yow si sa association bi ndax yow yaay porte parole bi même bu dee yow yaa ko jiite et que gis nañ ne mënoon la si bañ a fekk tamit nga taxawal association mel noonu dem di kaasal ñi nga xamante ne te amoo si benn xaaj ak seen di kaasal ñëpp ñi nga xamante ne ñooy nabien yi. lan moo tax yow nga jël initiative boobu. waaw xam nga li tax ma jël initiative boobu mooy dimbali suñu bopp dimbali suñu réew mënu tax a jóg. association bi am na bureau may président bi ku ñuy wax Fallou Seck mooy mooy trésorier bi ku ñuy wax Mbaye Diop mooy secrétaire bi Almami Camara mooy vice président bi. ki topp ci adjoint bi ci trésorier bi mooy Abo Wade bureau la da wax naa la sànq ne la maa ne ci bopp bi rek waaye ñu bari nekk sama ginnaaw comme man may feeñ liggéey moom bu amee rek ñi topp sa ginnaaw ñoo lay poussé ba nga mën a ñëw mais fi ñu toll nii fii jamono toll wax naa la ko léegi maanaam danoo bëgg nu xam ni li woon la ñu bëgg mu woon nii waaw dafa war a woon nii parce que yow li naan ay at ca gannaaw maanaam vision bi nga am ni amoo ko woon li ngay ñaan yàlla mooy chaque jour ngay gën di avancer ngir liggéey bi ngay def di nit ñi di ci mën a bàyyi xel waaye tey jii ndimbal nit du ñëw ci yow ne la doo may lu ma dundee doo may ceeb doo may nangam waaye boo ko xoolee da nga xam ne kii manqué maanaam am na lu manqué waaw na manqué loolu nga mottali ko tey jii man bu fekkee man maay jug di dem tey jii am na ñoo xam ne sama nit la man ak ñeneen ñi kenn ku ci nekk say nit ñi ngi lay woo di la teral ci Covid bii boo xoolee ci koor gi conférence yi rek dañu daan woo waxtaankat yi woo jàngkat yi fay leen ñu animé ay conférence mais amul ci koor gi loolu rek daanaka pénalise ñun pénalisement am na foofu ginnaaw koor gi bu jàllee suñu programme day ubbi ba tabaski mais loolu yëpp fi ñu toll nii amatul xam nga kon léegi dèjà kon loolu yooyu yëpp bokk na ci yi nga xamante ni si xaw nañoo gàllankoor ba metti leen daan yuux bu amee moom ku njëkk yuux da ngaa ragal waaye xaw naa metti moom metti na trop ba tax ne daal war nañ ci remédier bu baax a baax en tout cas merci beaucoup Fama Ba moom comme il reste en notre compagnie xam naa mu tëjee ko après incha allah rek ak tagg yaa rasulullah waaw yaa rasulullah rawatina ki nga xam te ne mooy sëñ Abdou Fatah Gaynde Fatma mu nekkoon ki nga xam te ne yaa ko doon wëyal gunge macha allah xam naa après moom nga ñii daal di tëjee sama sëriñ boobu moom sëñ Abdou Fatah moom fii laa ko fekk ci këram gii dëgg la mooy këram gi ne fii way ko way wi ànd ak sama maam bu ñuy wax si Yeexiisu Mbaay ak Badara Lam ak Ousseynou Ngom ba ma ñëwee ba toog Ousseynou sama maam Youssou Mbaay ne ko kii de sama sët la te daf laa way ma bëggoon nga déglu way wi mi ngi toogoon dañu Ousseynou Ngom nañ indi fu maanaam fu ñu ko teg déglu ko ñu teg olofal bi ma ko teg ba ci agsi ci yaa doon say maam Cheikh Moustapha ak daam sët yàgg nay maam yi yaa ko dàmmee dëgg la waay mu jël tànk bi teg ko ci beneen tànk bi waaw daane Ousseynou Ngom daana ko lii na fexe ba ñëpp yëg ko
keroog bi ma ko defee moom ci bopp Ousseynou Ngom daf ma ni na nga fexe ba buggaan yëg ko. yàlla xam na loolu. gis nga bi ma defee cassette bi. ba léegi génneeguma ko. ndax dama ko def ñu teg ci ay fan sëñ bi nelaw. keroog bi ma ko jàngee fii ci grand plateau. bi ma génnee soxna Nabou Mbacke doomam. woo na ma encouragé ma teral ma. moom soxna Nabou Mbacke. xam naa boobu moom dañ koy garder pour la fin ndaxte nag fii moom dafa mel ni sax nag biir këru Serigne Touba la. moo ko sànc. te nag wax dëgg yàlla buñ ko fiy tudd lu war la. kon nag dañ koy daaji tëjee rek noonu laa lay jaajëfale perruque bi rafet na Luisa Studio. merci beaucoup Asma mbégte rek laay am saa su nekk di leen andil lii te na ngeen ko xaar désormais rubrique musique moom moo daal di tudd ci àjjuma bi Juma Mubarak. fas yéene ci ànd ak ñu mel ni ci ànd ak ñu mel ne Gora Dioum. xam naa ba ci kanam di nga ñu jox. loolu xanaa maa ko ubbi man mu kii ajuma ji xanaa maa ko ubbi yaa ubbi Juma Mubarak. Juma Mubarak maa ko ubbi Mohamed Alla ak Ibrahima Diagne. mais léegi tur bi ci yow la tombé. ci mën a tàmbali. exactement. waaw voilà macha allah. booy tëj rek ba ci kanam nga daal di ñuy boo ñuy jaajëfal jox ñu numéro association bi ndax xam naa ne am na ñuy seetaan te bëgg ci bokk. comme il reste en notre compagnie. dañuy daal di dem rek suñu rubrique. terminé moom moo daal di jaar ci rubrique LG Studio ñoom ñu ngi fii ci VDN bi donc 77 515 97 66 merci beaucoup tu es en face de moi. merci beaucoup Luisa Diandi saa su ne nga teral ñu taaral ñu merci temps bi bu ñu xojee dañ koy bàyyi xel bu baax a baax merci on retrouve tout de suite Luisa Diandi dans Esthétique. ñu di leen jaajëfal bu baax a baax Luisa Diandi ñu fas yéene waxtaane esthétique les bienfaits du beurre de cacao. Il est moins connu que beurre de karité mais quand même contient des vertus yi nga xamante ne loolu tax na ñi nga xamante ne ñooy nekk ci milieu de l'industrie cosmétique booy seet produit boo gis lu mu bon 2 produits sur 5 dina am extrait de beurre de cacao léegi demoon nañ seeti ki nga xamante ne moom dans sa gamme cosmétique moom lay utiliser ñu xool lu ñuy wax tuuti ci beurre de cacao pour wax ñu tuuti vertu yi nga xamante ne moom la am ñu dellu ci faram-fàcce ko ci kanam. Safiatou Lo laa tudd ñëpp xamee ma ci Sophie Lo la ma ñëpp di woowee. Bon, moi j'ai fait des études universitaires. Je travaille à l'université à temps plein. Je suis gestionnaire de l'information numérique dans une université de la place. Et puis prothésiste ongulaire, prothésiste ciliaire et cosmétologue. Voilà, donc yooyu yëpp laay yëngu xam nga rek jamono ji nekk moom da ngay xool lépp loo xam ne yàlla wërsëgal na la ko am nga ci tuuti xam-xam rek. nga jëm ci expérimenter pour xool nan nga mën a propulser sa bopp vers le haut et propulser sa dëkk vers le haut aussi merci. beurre de cacao bi laa tànn parce que moo gën a léger de un ba pare dañoo nekk ci pays bu exotique donc dafay tàng am na ñu bëri beurre de karité baax na trop mais am na ñoo xam ne jigu leen. Au début moom laa doon utiliser mais au fil du temps dafay am ñoo xam ne produit bi daf leen di jik am ñoo xam ne produit bi du leen jik mais quand j'ai testé avec le beurre de cacao j'ai vu que à l'unanimité les retours étaient plus positifs donc je me suis dit pourquoi pas ba pare bi ñuy xool tamit suñu maam yu njëkk yi lañ daan utiliser di ci dàmp suñuy doom yi buñ juddoo di ci diw seeni yaram vieillissement cutané ñoom xamuñu ko woon seen peau di naaj tout le temps donc je me suis dit moi je vais accentuer mes recherches vers le beurre de cacao comme man je donne des cours de recherche documentaire donc je suis expérimentée en recherche je fais beaucoup de recherches et puis comme je travaille là-dessus à temps plein sama formation universitaire loolu la donc moo tax ma gën ci gëstu daal xam naa ne baax na ci élasticité peau day régénérer peau dafay wàññi vergeture bu dee amu ko da koy éviter donc y a beaucoup de bienfaits daal beurre de cacao bëri na bienfait macha allah moo tax daal ma taamu ko daal ci sama lépp. beurre de karité moo gën a neex a liggéeyee parce que moo gën a muu comme tu as dit moo gën a muu que lii mais bii nii man lépp lu may def loo xam ne day dem au feu rek dama ci taamu bain-marie parce que direct produit boo ko defee direct contact avec le feu qu'il soit doux ou peu importe dafay wàññi ay bienfaits wam voilà y a tous les composantes yi ci nekk teneur bi day wàññeeku ba pare day xam nga rek yooyu baaxul daal donc je fais tout au bain-marie mais
cacao la mooy inconvénient bi peut-être boo ko seeyalee bu woowee day durciraat donc il faut que nga def ci peut-être benn noisette de beurre de cacao ak ay acides de fruits ak ay huiles essentielles yoo xam ne yëpp am na fi les acides de fruits je les fais moi-même man maa koy defal sama bopp je prends des légumes comme la carotte que j'utilise beaucoup le concombre la tomate ak des huiles que je fais huile de curcuma yoo xam ne moom laay defaree sérum bi yooyu yëpp maa koy defaral sama bopp donc voilà quoi pour éviter le maximum d'utiliser ay produits toxiques waaw parce que nous savons tous que xeesal moom xam nañ Sénégal ni ko nit ñi di ko kiiwee donc on essaie de joindre l'utile à l'agréable avec des bienfaits de base yoo xam ne peut-être sur le long terme du altérer sa peau. En fait da ngay xool la mooy indi tache en général la mooy indi bouton excès de sébum ak excès de gras ak alimentation bi yooyu yëpp dafay indi ay taches. Il y a beaucoup de facteurs les éléments naturels comme le vent poussière ak yooyu et les gens ils n'ont pas l'habitude de se démaquiller le soir c'est pas parce que tu t'es pas maquillé comme tour bi démaquillant la rek les gens ils se disent que si on est maquillé on se démaquille non moi je me démaquille. mu bëri ferñeent bëri njëriñ torop bain marine bi tamit yaakaar naa ni dafa mel ni mooy gën de. waaw loolu laa bëggoon wax parce que bu ñu nee beurre déjà quand tu prends beurre de cacao ak ni mu dëgëree noonu am na ñoo xamante ne peut-être pour def ci seen produit jaxase ko dinañ ko dem wala mettre ko au feu di ko tàngal pour seeyal ko alors que dans toute chose bu dee da nga am benn produit boo xam ne dafa dëgër bain marie bi moo si gën bu ñuy wax bain marie da ngay jël disons benn en aluminium nga teg ci produit bi nga dugal ko ci ndox bu tàng di ko yëngal. mu seey loolu dina la permettre nga garder propriété ak vitamines yi nga xamante ne moo nekk ci produit boobu alors wax na sànq que ne baax na ci élasticité de la peau ñi nga xamante ne c'est des femmes qui sont en état de grossesse parce que plus le ventre s'étire élasticité peau bi moo tax vergetures yi di génn alors dans toute chose dans tous les produits comme le beurre de karité comme beurre de cacao il faut être dans une étape de prévention donc koy commencer di ko diw avec des massages circulaires dès le début loolu moo lay permettre que vergetures yi du génn am na aussi des actifs anti-rides vieillissement de la peau alors ñi nga xamante ne dañuy maquiller wu lu bëri baax na le soir boo démaquiller wu bu baax a baax c'est important rituel du démaquillage parce que c'est pas boo seulement rek maquillage bi dañ non il faut nga démaquiller wu ba pare avant di raxas sa kanam boo ko defee ba pare mën nga jël aussi beurre de cacao bi nga boole ko peut-être ak crème du soir ça dépend nga di ko diw sa kanam avec toujours des mouvements circulaires da lay permettre réduire yi mooy yi nekk fii nii de gauche à droite mu wàññeeku tuuti voilà nga tirer sa parce que waxoon naa fi aussi tout ce qui est gymnastique faciale en fait. waaw xam nga indi woon naa. xam nga ni suba su ne mooy yow dama koy def. XO. C'est important ñi nga xamante ne ñun tamit on est très 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 sensible à la prise de poids baax na aussi ci surtout cellulite yi nga di ko masser. boo jëlee beurre de cacao bi chauffer que un peu da ngay masser en fait loolu dina la permettre nga réduire un peu cellulite yi nga xamante ne moom mooy feeñ ci sa yaram. baax na aussi nit ñi tamit may fàttaliku ak naaj bi nga xamante ne moo nekk ci biti nit yi di utiliser crème solaire te crème solaire soo ko amul mën nga jël beurre de cacao comme protection solaire parce que tamit produits solaires yu bari am na des extraits de beurre de cacao. Vitamine C aussi vitamine C baax na ñu koy utiliser parce que c'est très bon pour hydrater la peau surtout que ñun peau sèche moo ëpp fii te tamit le soleil fait d'importants dégâts ci suñu yaram. moo tax il est important que balaa ngay génn nga def crème. peu importe mais crème boo xamante ne pH bi c'est plus 15 loolu moo lay permettre en fait mu protéger sa yaram doo am hyperpigmentation sa côté yi du ñuul côté yi xees yi nga xamante ne c'est des parties qui sont exposées ñi nga xamante ne dañoo am tamit ñi ñuy wooye fii lunette ça c'est des taches hyperpigmentation yi nekk ci sa côté bët yi loolu c'est pas parce que utiliser nga ay produits éclaircissants que da nga koy am na ñoo xam ne dañ koy am naturellement alors loolu il faut tout le temps booy génn même booy maquillage que nga protéger sa peau mu nekk benn filtre crème bi ngay utiliser mooy nekk filtre entre produit bi ak pour protéger ko c'est important ça apaise aussi les irritations donc c'est les produits 100% naturels ñi ko xamul dem leen ngeen tester ko ngeen familiariser wu tuuti ci beurre de cacao baax na trop te am na ay vertus yu baax parce que xale yi dañ leen di dàmp dañuy utiliser beurre de karité mais beurre de cacao tamit baax na. donc l'utiliser noonu baax na parce que
mu nekk ci produit de cosmétique. odeur bu mu ciy def xam nga des fois ñu yokk ci peut-être essence de cacao bi ba dafay xeeñ torop donc duma ko du ñu bëri ñoo koy supporter mais brut bi noonu utiliser ko naturellement du am c'est bien. oui c'est bien comme li ngay wax rek xam nga nit ñi bu ñuy defar produit moom dinañ si yokk ay arômes chimiques wala quelque chose comme ça. mais cosmétique bio dafa baax. tout à fait donc jël produit bi utiliser ko à l'état pur c'est bon léegi nag am na huile yoo xamante ne sa yaram nangu na ko mun nga ko ci dolli mais day goutte. day goutte. parce que des fois nga utiliser brut bi noonu mu fort doo xam wala lenn mais comme. oui comme par exemple il y a des huiles yoo xamante ne am na parfum. ça te permet de dissiper l'odeur en fait. odeur brute bi nga xamante ne yow da lay déranger. ça te permet yenn huile yi nga xamante ne mu nga ko utiliser am na ay parfum ay lavande ça dépend en fait. nga def ko ci quelques gouttes ça va te permettre de dissiper l'odeur bi nga xamante ne moo lay déranger dans toute chose hein. mën na nekk beurre de cacao la mais mën na nekk beneen produit. si tu veux dissiper l'odeur mën nga ci def benn huile boo xamante ne day dégager beneen parfum. et ça va te permettre nga jël li nga xamante ne moo gën a am importance bàyyi aussi fàtte tuuti xet bi. tout à fait c'est important ñu bëri xamuñu vertu yi ci nekk waaye vertu réparatrice la dafay defaraat sa yaram ñi doon diw aussi damay faral di dégg ñu ne bu ñu diwoo ba bëgg a bàyyi beurre de karité bi daf leen di dimbali bu baax a baax ci jëlaat li nga xamante ne mooy seen teint d'origine. waaw parce que des fois xamoo nit ki lan moo koy dugal ci dépigmenté wu sa nu mu tuddati sa yaram après bon mun na nekk parce que da nga ñuuloon wala ça dépend en fait ça dépend mais vraiment pour rattraper la chose il y a toujours des produits qui vont te permettre de te redonner sa couleur peau naturelle avant que ngay dem utiliser produit bi nga xamante ne moo adapté pour unifier sa peau. donc du coup baax na pour ki nga xamante ne dafa amoon ay dermatite ou bien des irritations causées par des produits comme corticoïdes yi nga xamante ne moo am ci yenn diw yi baax na boo bëggee bàyyi ngay utiliser chaque soir nga sangu nga masser sa peau ça te permet de régénérer les cellules delloowaat la aussi carnation bi nga xamante ne moom nga amoon. et baax na ci góor ñi tamit góor ñi mën nañu ko utiliser baax a les hommes n'ont pas dañuy amuñu tendance ci yenn diw yi pour ñoom boo defaroo rek trop dootoo góoree tamit alors que non il faut prendre soin de sa peau hydratation. est-ce que tey buñ ko jëlee les mélanger ko nii. paasan di lébu dafa war a ñuul. kooku waaw. oui ma tegal la ci kër. mais ça peut adoucir la peau de l'homme ça peut nourrir rajeunir bu baax sax surtout qu'il faut dire que les hommes sont très assujettis à la peau sèche. donc baax na ngeen di utiliser beurre de karité madame yi utiliser utal leen seen monsieur yi beurre de karité di leen masser le soir et puis bon voilà. waaw dafay baax tamit ci massage de dégg naa. damp ni xam nga ñun si suñu cosaan suñu yaay yi suñu papa yi bu ñu daan wàcc dañuy teg ndox mu tàng jël karité wala beurre de cacao def ko bain marine bi ba mu nooy ñu massé leen seen tànk yi ngir wàcce coono ji donc massage boobu la ñuy wax Papa Assane. mais je te donne un exemple léegi da ngay gis ñi ngi xale yi seetuñu de. sa yaram tàng rek ñu defal la waaw tàngal ndox bu mu mi ngi noonu xale yi seetuñu daal. góor nga jënti ñaata. ñaari soxna la gis nga macha allah xale yi seetuñu bu ko jëlee góor nag ñu ngi ko koy defal góor mi ñu jàng ñëw ñu kii ci macha allah bu baax de ba pare Asma di nga gis ñoo xamante ne léegi gis naa ko léegi xaw na bëri torop des gens qui vendent des produits pour augmenter les seins et les fesses alors que y a cosmétique bio baa ngi fi ba pare produit yoo xamoo produit yi ñu ko defaree c'est pas parce que nit ki ñëw nee la déjà que ñoom dañ koy jënd xamuñu lan mooy composant bi te alors qu'à la base di nga gis yenn ñoo xamante ne dañoo bokk da nga gis sax je donne parce que des fois da nga koy dégg koo xamante ne njaago la ñu ne la yow sa maam damp na la mais dafa am solo en fait chaque matin nga jël beurre de karité wala le soir wala beurre de cacao que sa partie corps nga di ko masser parce que ça raffermit les seins et aussi ça te fait bomber en fait le torse comme bomber le derrière exactement bomber le derrière donc voilà comme li ma ko waxee par des mouvements te gis nga dinaa fi indi benn technique boo wax benn dame bu baax bu déplacé wu ba fii ma wàcc émission la dernière fois madame Faye buy def ñi nga xamante ne dañoo soxla amaigrissement soxla jeex soxla ñi nga xamante ne tamit exactement comme dañoo bëgg defaraat seen forme yi moom mu ñëw ba fii ne tous les jours ça fait 20 ans mu nekk dama ko fàtte woon sax la dernière fois mu nekk ci milieu bi esthétique bi c'est que dafay suivre suba teel di suivre aussi li ñuy def mu apprécier mu jaral ko déplacé wu ba fii ñëw ma ànd ak moom ba ci institut et j'ai vu des techniques yoo xamante ne moom da koy ñu dem ministère te ñëwaat ñu daal di dem ministère rek ñëwaat
communiqué numéro 103 de ce vendredi 13 juin 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1005 tests réalisés, 92 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,15%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 60 cas contacts suivis par nos services. 18 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Guédiawaye 2 cas, Rufisque 3 cas, Mbao 1 cas, Diamaguène 1 cas, Liberté 6 1 cas, Bambilor 1 cas, Kounoune 1 cas, Yarah 1 cas, Malika 1 cas, Diamniadio 1 cas, Kébémer 1 cas et enfin Touba 4 cas. 106 patients hospitalisés ont été déclarés négatifs et guéris. 23 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 4 851 cas ont été déclarés positifs, dont 3 100 guéris, 56 décédés et donc 1694 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. ci wolof tey bésu àjjuma fukki fan ak ñett ci weeru juin 2020 ministère de la Santé et de l'Action sociale jot na résultat examen virologique yi ma leen di waaj a limal ci junni ak juróomi test yi ñu def juróom-ñeent fukk ak ñaar ñoo ci positif maanaam juróom-ñaar fukk ak ñeent di ay cas contact fukk ak juróom-ñett di ay cas yu jóge ci transmission communautaire ñu gis leen ci bërëb yi ñaar ci Guédiawaye ñett ci Rufisque benn ci Mbao benn ci Diamaguène benn ci Liberté 6 benn ci Bambilor benn ci Kounoune benn ci Yaraax benn ci Malika benn ci Diamniadio benn ci Kébémer ak ñeent ci Touba. téeméer ak juróom benn malade yu ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñaar fukk ak ñetti malade ñu ngi ci suñu service de réanimation ñu koy wax service Sowétas ñeneen ñi des hôpital ñu ngi tane ci bésu tey dale ko ci cas bu njëkk Sénégal wàññi nañ fi ñeenti junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak benn cas yoo xam ne cas yu positif la ñetti junni ak juróomi téeméer wër nañu ci juróom fukk ak juróom benn ñàkk ci seen bakken mu des junni ak juróom benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent ci suñu hôpitaux yi ministère de la Santé et de l'Action sociale mu ngi dolli di woo askan yi ñu sàmmonteeg digle yi nga xam ne moom la ñu joxe maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam
ayca mu ngoog ñu koy jaajëfal baax moom docteur Aloyse Diouf moo ñu defal le point du jour nuyu nañu leen jaajëfal leen ci li ngeen di nekk au rendez-vous saa bu 10h jotee ñu ànd see waa ministère de la santé tey point quotidien bi ni ñu koy defee bés bu yàlla sàkk di la tëddee li mu xam le moo di lu toll si junni ak juróom ci ay doomu aadama lañ jote testé bi ñu leen testé ba noppi nag juróom-ñeent fukki yeex ñaari dañu ñëw amee jàngoro ji di coronavirus si ñoom nag 74 yi juróom-ñaar fukki yeex ñeent yi dañu di ay cas contact fukk ak juróom-ñett yi di ay cas communautaire si ñooñee ñu nemmeeku leen ci gox bu ci mel ni kon Géejawaay am nañu fa ñaar Rufisque ñett Diamaguène benn Liberté 6 benn Bambilor ñu am fa benn Kounoune benn Yarax benn Malika benn fi nga xam ne mooy Diamniadio benn la ñu fa am Kébémer benn Touba ñu am fa ñeent ci ay cas communautaire muy fukk ak juróom-ñett Mbaaw it am nañu fa benn ñi nga xam ne jot nañu fecc ba nu wér gis nañu bés bi yàlla sàkk lim mu nga yokku tey ñu ngi toll ci téeméer ak juróom-benn ñaar fukk ak ñett ci ay cas grave la ñu am ñooñee dañoo feebar bi daf leen sonal ba ñu lott jamono ji nag ñoo ngi nekk Sowétas mu mel ni kon bi jàng ji duggee Sénégal ak léegi ëpp na ñetti weer maanaam ñetti weer ak ay fan lim ngi mi ngi toll si ñeenti junni toftal juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak benn ñi nga xam ne faj nañu leen ba nu weer nag ñetti junni toftal juróomi téeméer ñu si ñàkk seen ak bakken ndax ku mujj ki démb la woon juróom-ñaar fukkaat sa la toll ku góor la mu mel ni kon lim gi léegi mi ngi toll si juróom fukk ak juróom-benn 56 ci nga xam ne ni mbas mi def leen a yóbbu ñi nekk sous traitement nag junni la ñu jël toftal sa kon juróom-benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent mu nekkoon le point du jour laata lu ñu leen di defal ak fàttali nag dañuy fekk ji Idrissa Diémé sa département bu Pikine jàpp Guédiawaye bu fekkee jàpp ni na MD ñu jokkoo ki nga xam ne rek moom mooy Idrissa Diémé sa département bu Pikine mu defal ñu le point Idrissa nuyu naa la. Mambay ma lay fay di wax ni rek point corona tey bésu vendredi bi daanaka départemental lay doon jàppale ni démb département bu Pikine fukk ak ñetti cas lañ jot a enregistré waaye ci yooyu fukk ak ñetti cas benn bi moo nekk cas issu de la transmission communautaire fukk ak ñaar yi nag nekk ay cas contact benn cas issu de la transmission communautaire bi sax ñu ngi ko nemmeeku Fass Mbao te boobee Fass Mbao sax bokk ci district sanitaire bu Mbao ba tax na démb Mbao kon benn cas la am issu de la transmission communautaire ak ñetti cas contact ni ki noonu itam Pikine gis nañ ni que cas yi mu fa am yëpp ay cas contact la idem à Kër Massar wala sax yëmbal bi nga xam ne ñaar la am Kër Massar am benn kon donc nañ jàpp ni démb daal boo xoolee bu baax a baax district yi nga xam ne ñu ngi ci biir département bu Pikine Mbao kot moo ci amoon ab cas issu de la transmission communautaire ba tax na sax boobee département bu Pikine bañ defee cumul ci ñeenti district sanitaire yu fa nekk jàppaleen ni ba mbas bi tàmbaleeg léegi ñu ngi toll ci 447 cas yoo xam ne yu positif la jëmee ci wàllu coronavirus ci yooyee 447 cas danañ jàpp ni sax une soixantaine de cas yoo xam ne yooyee ay issus de la transmission communautaire la Mambay ñu joxante dig daje ëllëg ci beneen numéro bu lu ñeel wàllum subateel waaye xam naa ak Mouhamed lay doon boobee dinañ dellu siwaat ci yeneen ponk ak yeneen poñ lu ñeel wàllum point Covid. Idrissa Diémé ñu koy ziar bu baax moom moo ñu defal le point saa su nekk dafay nekk au rendez-vous bu 10h jotee ñu defal ñu point bi foofee sa département bu Pikine Mbao Kër Mbaye Fall jàpp Kër Massar waaye nag dañuy génne département bu Pikine dem département bu Tëngéej wutali à Bargny le maire ci boppam cette fois-ci moom lañ moo ñu defal le point ni ñu koy defee ci gox yi yu ci bari def nañ ko ak maire Ousmane Ndoye bu Fass Gueule Tapée Colobane Ndiagne Diop l'honorable député maire bu Bambilor ak yeneen i gox maire ci boppam ñoo ñu defal le point monsieur le maire Guèye Abou Ahmed Seck maire bu Bargny ñu ngi lay nuyu nga defal ñu le point. maa ngi lay fay di leen dalal jàmm ci Bargny di wax ne rek depuis corona bi ñëw ci dëkk bi le 2 mars précisément bien sûr sous la claire vision du président de la République la ñu song xeex bi le 5 mars la ñu jëkk def suñu réunion publique boobu. Différentes propositions ñoo fa génne bi ñu ñëwee ci comité de riposte communal bi ñu adopté un plan boo xam ne nii ci ñetti pàcc la bi ci jëkk mooy dimension sanitaire sensibilisation ak dotation de produits ci noonu la ñu engagé le travail avec des spots bien évidemment après aussi avec des affiches un peu partout dans la ville aussi poste de santé yi garage bi marché yi foofu yëpp ñu joxe fa ay produits gel et savon ak madar yooyu yëpp
ba noppi it ñu nekk ci dëkk bi am une campagne de désinfection des lieux publics les mosquées les marchés mairie police et cetera. ci plan boobu amoon nañu benn brigade mobile boo xam ne doon def le tour de la ville pour disperser les manifestations et s'il y a des difficultés ils font appel à la police. Il y a aussi des messages yoo xam ne dañ ko doon lancer dans les mosquées de Bargny ma jàpp ni vraiment sur cet aspect sensibilisation mise à disposition de produits ça a été quand même un travail que je salue et je profite de cette tribune pour remercier toutes les forces vives associations la diaspora qui a contribué il y a eu beaucoup de contributions yu jógee ci waa Bargny. ñun joxe nañu la première phase des kits alimentaires yi nga xam ne moo doon mairie pour 1580. En ce moment même tey jii bi ñuy wax l'État on est en train de faire la distribution des kits de l'État 3404 et puis enfin ñun donc on va boucler avec 1500 autres kits à destination des familles ce qui fait 6404 mairie et donc au niveau de la commune également di profiter de cette occasion pour lancer un appel pour dire que mbas mi ngi fi ba tey il faut et le président a raison, vivre avec, comme dans tous les pays du monde d'ailleurs. Vivre avec, c'est continuer à respecter les gestes barrières, mais continuer aussi à faire ses activités, notamment économiques. fekk maire bu Bargny ñu nuyu waa Bargny bu baax ndal daal li Bargny Géej waaye particulièrement Bargny képp waa guy ga ñu leen nuyu baax ñoom it dañuy suivre bu 10h jotee ndax fii la ñuy xamee lépp lu soxal wàllum coronavirus gi mbas mi fu mu toll fii ci réewum Sénégal les localités les plus touchées laata ñuy jàll ci fàttali gi Dakar Ouest Dakar Sud Dakar Nord centre yooyu yëpp gis ngeen romb nañu juróom-benni téeméer yi gis nga Dakar Ouest ñoo ngi si juróom-ñaar téeméer Touba ñëw njël li nga xam ne mooy juróomeelu place bi si ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar ci ay cas yi ñu fa wàññ Géejawaay tegu sa ñaar téeméer ak fukk ak juróom-ñett 159 ñu nemmeeku ko sa Mbaaw Tëngéej téeméer ak fanweer ak benn tey rek ñemeeku nañ fa ñett ci ay cas communautaire xam naa nag altine fa ñu jàkkaarloo Cheikh Ahmed Tidiane Seck mu defal ñu la point Pikine téeméer ak fukk ak ñett Sédhiou 108 Sangalkam 106 Thiès juróom-ñeent fukk ak benn Yëmbal 89 86 ñu am ko sa Kër Massar Vélingara 70 juróom-benn fukk ak ñett ñu am ko ca Goudiri Pout juróom fukk ak juróom Diamniadio 54 juróom fukk ñu am ko sa Ziguinchor fi nga xam ne moom mooy Mbacké 49 fanweer ak benn ñu am fa sa Louga ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay cas ngay nemmeeku sa Mbour Popenguine boo fa demee ñaar fukk ak juróom-benn ci ay doomu aadama la mbas mi la ñaar fukk ak ñaar ca Tambacounda fukk ak juróom-benn sa Tivaouane juróom-ñeent ñu nemee ko sa Bunkiling boo doxantoo ba sa Kaolack juróom-ñett doomu aadama la mbas mi laal nga dem Bignona juróom-ñaar rek la ñu nemee ko ne kon mbas mi laal na leen Oussouye jàpp Xombol foofu nga xam ne sama dëkk la waa Xombol ak Saint-Louis Matam Mékhé Linguère foofee fu si nekk juróom-benni cas la ñu fa nemmeeku waaye it Nioro du Rip jàpp Diourbel boo fa doxantoo ñeenti cas communauté ñeenti cas nga fay nemmeeku fi nga xam ne moom mooy Koungheul boo fa demee ñett si ay doomu aadama la mbas mi laal Thiadiaye Richard Toll Koki foofee fu si nekk boo fa doxantoo it ñaar ci ay doomu aadama la mbas mi laal Joal Sakal Darou Mouhty Birkilane Diofior Diakhao Kédougou Ranérou gox yooyee foo sa dem jàppal ne mbas mi benn doomu aadama con sa la laal cas contact yi nemmeeku nañu ko ëpp na léegi ñeenti junni cas communautaire yi ñu ngi toll si juróomi téeméer yu toftal ñeent cas importé yi ñu ngi toll léegi si juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent réew Afrique yi nag bu ñu koy xayma mbas mi nii la fi toll 206 116 la mbas mi laal ci ay doomu aadama 500 wala sax 5606 juróom junniy toftal juróom benn téeméer ak juróom benn ci ay doomu aadama la mbas mi faat àdduna bi wërngal këpp nag bu ñu koy xayma li mbas mi laal toll nañu kon si 7 394 801 ci ay doomu aadama yi xam ne mbas mi laal na leen 417 022 ci ay décès la ñoom la mbas mi faat waaye nag duñu tàggatoo te fàttaliwuñu leen
point bi nga xam ne docteur Aloyse Diouf moo ñu ko defal nee na kon nag lu toll si junni ak juróom cee doomu aadama la ñu testé bi ñu leen testé ba noppi juróom-ñeent fukki yeex ñaar yi dañu ñëw amee jàngoro ji si ñooñee nag juróom-ñaar fukki yeex ñeent yi dañu di ay cas contact fukk ak juróom-ñett yi di ay cas communautaire ñu nemeeku leen ci Guédiawaye am nañu fa ñaar Rufisque am na ñett Diamaguène am benn Liberté 6 benn Bambilor benn Mbao benn Kounoune benn Yaraax benn Malika benn Diamniadio benn fi nga xam ne moom mooy Kébémer am na benn Touba nag moo jëlee ci raw gàddu gi am na ñeenti ci ay cas communautaire ñi nga xam ne nag faj nañu leen ba nu wér ñoo ngi toll ci téeméer ak juróom benn sont 6 cas grave yi nag tey jii ñu ngi toll ci ñaar fukk ak ñett jamono ji jàngoro ji daf leen lottal ba jamono ji ñoo ngi Sowétas mu mel ni kon jàngoro ji mu duggee Sénégal ak léegi ñu toll nañu si ñeenti junniy toftal juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak benn ñi ñu fecc ba nu wér toll nañu si ñetti junni ak juróomi téeméer ñi si ñàkk seen ak bakken démb moo nekk mujj bi toll nañu lim gi ci juróom fukk ak juróom benn ñi nekk nag sous traitement ñi ngi toll ci junniy toftal juróom benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent jaajëfal leen bu baax ci teelu bi ni ñuy ànd ak yéen bu 10h jotee waa ministère de la santé rendez-vous bi certainement ëllëg lay doon ak Mohamed Diop Asma ma ji la jaajëfal bu baax a baax sa koppati neex na ma. kon fi ma ko teg baax na. waaw fi nga ko teg foofa. waaw boo leen kontaanee rek ma kontaan may nuyu waa plateau bi également. ñëpp di la fay bu baax a baax. jaajëf. ñu di la souhaiter aussi un excellent week-end dig daje la rek altine incha allah. altine incha allah et bon week-end. bon week-end à toi aussi nag ci point Covid bi ma fàttali ni rek Mohamed Diop mooy jël le relais demain incha allah di samedi alors ci noonu nag li ñuy desandi rek ci suba teel ñu toll woon ci Louisa Diandji mu doon ñu waxtaanal li nga xamante ne mooy ngënalu beurre de cacao ak ferñeent yi ci nekk yaa ngi doon wax ne bu ñu ko defee maase ko ak suñu yaram yi daf koy delluwaat xale raffermir ko mu nekk problème boo xamante ne fii ci Sénégal ñun jigéen ñi dañuy on a tendance à bu ñu xasee ba sëy rek dañuy naan jar nañu ba pare dañuy xaw lâché wu tuuti te loolu dinañ ci dimbali bu baax a baax ci suñu njaboot. waaw bu baax a baax et même aussi pour ñi nga xamante ne dañuy liggéeyu kër. tout à fait. détergent yi nekk ci seen loxo yi maanaam ñu ngi ci fóot bi ñu ngi ci lu ne. baax na aussi bu ñu paree ñu maase seen loxo bu baax ak beurre de cacao maa ngi jot message yu ay. ñu intéressé waaw benn maman boo xam ne njaago yi maase rek la ñuy def damp rek la ñuy def. njaago yi moom maman am sa mendi bu gore maa ngi koy nuyu bu baax a baax. baax na aussi Asma comme ni ma ko waxee gis naa ne yow da ngay utiliser beurre de karité bu baax a baax. c'est pourquoi tu as les mains douces et bien entretenues j'adore la couleur de tes mes ongles. Oui c'est joli merci bien vrai que j'utilise aussi du beurre de karité mais Amarcy man moo jaar ci pose yi c'est joli hein. C'est très joli donc baax na pour avoir des mains douces aussi utiliser le beurre de cacao bon, voilà donc Amarcy moom faaw ma yóbbu leen fa. Oui vraiment et puis j'adore la couleur. Merci beaucoup avec l'été qui s'annonce. dafa fashion nag. waaw dafa fashion nag ah Amarcy xam naa bu fekkee ni kii bi pare na rek ñu gis ki nga xamante ni moom mooy Amarcy MD. waaw baax na léegi nag moo ngi noonu donc dinañ utiliser favoriser comme ni ma koy waxee tout ce qui est cosmétique bio. ma doon wax aussi que ne ma doon expliquer daam bi nga xamante ne moo fi jaaroon donc dinañ àndandoo dem seeti ko. pour won leen technique yi nga xamante ne mu ngi koy utiliser des techniques modernes pour vraiment prendre soin de son corps c'est important. Tout à fait alors toute l'équipe Subatel Amarcy daf leen di offrir soin pédicure manicure muy góor comme di jigéen. da ko bëggoon sax. waaw da ko bëggoon Pape Assane dama lay yóbbu Amarcy bëgg nga. xam nga fan lañ nekk. fu nekk tali waali bi fii Ouest Foire. soriwul dañuy dox rek dem. waaw dañuy dox tànk yi pënd nga xam seen xarañte. aywa Binta moom dina ànd ak non pas seen directeur la dañ koy yëpp ci oto yóbbu. xanaa sport directeur la kay waaye dañuy sport benn bopp koñ la. En tout cas merci beaucoup Louisa Diandji mu nekkoon lu am solo waxtaan bu am solo ku ci nekk jël na ci njëriñ ñu di la ci jaajëfal bu baax a baax ci naka noonu naka la ñuy daal di dem rek suñu page publicitaire et on revient sur le plateau. jëfal bu baax a baax suñu partenaires yi canta ngërëm ñeel na leen gën leen di yokk di gën di ñëw incha allahu rabbi suñu ànd bi di gën di rafet ci naka noonu la ñuy toll ci ñaareelum pàccum suba teel ñu fas yéene ko tàmbale ak actualité alors Pape Assane Seck qu'on retrouve tout de suite.
MD jaajëf Mansour Faye li ñuy waxtaanee ñu tàmbale ko ak moom et moom mooy évaluer à mi-chemin la distribution des vivres. waaw moom nee na sur fi ñu toll nii jamono bi sur 532 communes 136 yi jot nañu seen li ñu leen waroon jox démb dafa doon joxe 12 000 et quelques ay kits fële ca Parcelles Assainies mook ñoom Amadou Ba Moussa Sy ak kilifa yi nekk foofu nekk waa APR ñu joxe fa dund pour ñi nga xamante ni soxla nañ ko. gis nañu président bi aussi yokk na 100 000 familles yi nga xamante ne la war a dimbali donc 1 million la ñu waxoon léegi 1 million 100 000 alors la question mooy lu tax retard yi am ci dund bi parce que heure bi waroon na fekk normalement. ba ñu waxee Covid ba tey. ñu bëri jot seen yëf. dëgg la seen li leen waroon jox. wante coow li bëri na te xam naa ni sunu kilifa bi Mansour Faye sonn na wante ñi nga xamante ni doon nañ fi wax di jàmbat ne amoon na lu gën a yomb lool loo xamante ni waxaat la yomboon na lool moo doon jaarale ko ci li nga xamante ni moo xew ci jamono bi mode de transfert bi d'argent ak leneen ak leneen alors wax na leen nag loo xamante ni xaw na ma reetaan lu sax tuuti mu ne macaroni bi moo manqué moo tax affaire bi parfois on est désabusé gis kilifa yi dañ leen di fonk jox leen cër et tout mais ci mode de fonctionnement bi ñuy tegu ci ngay am problème parce que problème bi ngay am mooy da nga naan yow man li ma bëgg a wax nii sax man est-ce que sax du man mi maa am problème ci li ma bëgg a wax nii est-ce que du sama ñàkk xam ak sama ñàkk mat ak sama ñàkk gëstoog sama ñàkk dégg ak sama ñàkk xam ni mbir mi war a tëddee wante boo demee ba ci biir nga xoolaat da ngay naan pourtant du loolu kilifa yi léeg-léeg ñooy def lu leen neex ak nu mu leen neexee ak nu ñu ko bëggee lii nii ñu def nii tey jii nii ñoo xamante ni ay sénégalais yu waroon joxe ñi waroon joxe stock ñi waroon joxe leneen mu manqué yow nguur manqué la nga ko bay wut ñu la ko joxeel ñooñu amuñu ko te ñooñu nga signé woon ak ñoom contrat dem ba am ay contrat yu ñu wax ne dañ ko résilier mais c'est une catastrophe c'est un échec total il s'agit pas de dire que sur nangam joxe nañ nangam il s'agit de dire étape bii la ñu tolloon on avait dit qu'on allait aider léegi ça fait 3 mois yooyu yëpp nga xamante ni am na ay nit yu ko soxla lool te jotaguñu ñoonu nu ñuy def ci 3 mois yi lan la ñu daj. daj nañu dëgg de. te kenn yëgu ko. ñu ngi wax fële ca Dagana ne dafa am ñu cambriolé fa ñu dencoon ceeb ba xam. waaw ñu ko cambriolé maa ngi koy dégg loolu dafa garaaw beneen bi. ñoo xamante ni fële ca boori gi ngi neew dañ leen woo ne leen dajal leen kaay ngeen jël ceeb bi garab ga daanu dama yàlla baal bañ duree jàmm daanu seen kaw. non quand même. bon on se dit que heureusement grawul ni ñu ko foogee woon ak yeneen te loolu yëpp coono boobu mais nguur bi moo ko teg ay population et pourquoi au nom de quoi fenn rek lañ koy teg ci choix. et souvent suñu autorités yi surtout nag te buñ ko waxee ñu ne dañ leen a contre ñu leen ñun dañoo bokkoon te loolu dañ koy préciser ci ñi nga xamante ni dañoo d'accord woon ak Abdoulaye Wade ci dernier diggante 2010 jàpp 2011 jëm 2012 on n'était plus d'accord ñu wone ko fësal ko lu ne ñu daj ko seeg ñeneen ak ñeneen am ñeneen ñu def lu raw donc quand les gens ont combattu sur le principe bu ñu ñëwaatee gis yow li ñu doon bañ ngay def pire buñ ko waxee nga ne da nga ñëw contre. loolu ñàkk respecté nit ñi la sax ak population bi donc tey mbirul aide alimentaire bi gis nañu François Ndiaye suñu kilifa bi général wax na ci que duñu nangu nekk ci comité bi muy nekk comité logique bu am logique politico-politicienne c'est bien c'est très bien mais moom suñu kilifa bi presque dañuy jàpp ne victime la rek buñ ci dugal parce que y a des gens hyper crédibles yu nekk dans le système nekk autour du président fu ñu waxee safaan ne am na ñoo xamante ni dañu yàqal président ñoo xamante ni dañu mel ni ñun am na ñeneen ñoo xamante ni ils sont crédibles sauf que ñi crédible ñi mel ni ñun ñoo leen di muur ba seen mbir du am valeur. donc ñoom la ñu waroon jege président pour dimbali ko sax du àgg. tey jii nii la question mooy kan moo jege président. kan mooy wax ak président. ñan ñoo ko jege. le président est entouré de qui doo xam. mais boo xoolee dans la façon de faire la gestion ak ni dëkk bi demee on se rend compte que ñaara mën a nekk
man mënuma imaginer ni gars yi amuñu compétence am nañ ko kon volonté mooy problème bi waaw léegi au-delà de volonté méthode ak organisation ku amee méthode ak organisation kilifa bi mooy président de la République maintenant est-ce que président de la République am na ñu muy jox nopp ñu koy wax dëgg ñu baax ci moom est-ce que am na dañuy faral di dégg ni ñoom moom on le caresse dans le sens du poil est-ce que du nax boppam aussi à un moment donné de garder des gens comme ça autour de soi am na jamono bi ñuy dégg suñu kilifa bii di médiateur Alioune Badara Cissé ci jamono bari woon na lu mu doon araftu di alerter mais gisoon nañ ne presque président bi daf ko sori ci moment boobu Amsatou Sow Sidibé dégg nañ ko fi mu wax ko fi ak professeur Malick Ndiaye président da ngay nekk conseiller am doo ko gis mënoo si jot donc da ngay nekk conseiller am te doo ko gis. doo ko gis waaw finalement kan moo koy gis léegi-léegi sax ñu for ci mbedd président baal ñu nag dañuy dégg rek te dañuy jottali pour nga xam li xew pour mën a rectifier. dañuy dégg sax ci mbedd mi gars yi naan président de couloir am boobu ñenn ñi lay waxal ñi di wax ak ñoom gars yi koy wax de président loolu la gars yi di wax ci mbedd mi. te léegi-léegi am ñoo xamante ni dañuy nekk ak président ñi nekk ak yow di wax ci mbedd mi bëri nañu de. waaw dañuy wax fii di wax fee. dañuy nekk ak moom di wax ci mbedd mi. bëri nañu nag ay naxante lay nduro de. waaw léegi nag kuy nax moroom mais lenn am na te loolu dañ koy dégg président bu dee loolu am na jàppale ñu ñun ak yow ñoo far mënoo jiite réew te doo wax ak nit yi. mënoo jiite réew te doo am ay conseils yu lay wax ñi lay wax dëgg nga leen di sori wala doo leen wuyu téléphone wala doo wax ak ñoom bàyyi leen xel ëllëg dafay ñëw nguur dafay jeex. président yaay sunu mag yaay sunu kilifa yaay sunu papa bugguñu nga am lu la metti teg ko ci yoon parce que mbooloo nga jiite ay millions yi sénégalais ku leen jiite ci mbir mi moo xam Covid ak leneen ak leneen. boo ko jaaralee yoon. pour mu jaar yoon faaw ngay déglu. faaw ngay déglu te faaw ngay diisoo xel rek doyut waaye nag moom dafa li ma ci jaaxal mooy da ko doon xeex en 2012. naan président Wade daanu loon déglu daanu loon diisoo wax fa dëgg yàlla war na li mu doon kaas war na ko doxee alors ñu waxtaanee TER Abdou Ndéné Sall moom nee na mi ngi annoncé li nga xamante ni mooy démarrage bi cette fois-ci nee na fin d'année nañ ko xaar. tu y crois? Moi non. La réaction franchement. Fama Gora. xam nga kooku sax ma. TER bi nee na day tàmbale fin d'année bi décembre daal. TER bi. ah loolu de moom bu. doy na waar de. ak fi liggéey bi toll nii. merci. Sénégalais de lii la ñu wax je pense que la réaction du plateau. peut-être kilifa yi ñu ngi ñuy seetaan. monsieur Sall ñu ngi kaa nuyu bu baax xëy na mu ngi ñuy xool wala ay conseillers am wala équipe am ñu rapporter ko donc wax ko ne ko daal bi ñu waxee mbiru information bi nga wax plateau ba moom kenn gëmu la te ñàkk gëm bi du ñàkk war ma de. waaw dañoo yàgg wax. c'est pas plausible. voilà dañoo yàgg wax xam nga TER kii di Ousmane Sonko luñ ko mënti reprocher ñoom waa nguur gi. yéy na leen ci yoon yu bare ba ñuy jub élection 2019 la ñu waxoon ne TER bi dina pare Ousmane Sonko ne TER bi du pare janvier juin sax du tax mu pare dëgg la te moom moytul juin ngeen jëm te du pare juin 2019 lañ doon wax ñu ngi ci juin 2020 ana TER a ngi TER rek TER a ngi TER waaw mu ngi TER fu mu newoon donc aujourd'hui le ministre Abdou Ndéné Sall nous fait comprendre que dina daw fii ak fin d'année li waral mbir mi moom nag nee na retard bi Covid bee ko waral. Covid de dina jël mbubu yëpp nag. bon. xam nga yëpp lañ koy yemb moom. lépp lañ koy moo tax mu bëri ay couronne. waaw nee na Covid 19 bi moo yéexal liggéey bi parce que liggéey bi lu ci bëri. étranger yi ñoo ko yoroon te ñi ko yoroon dañoo demoon seen dëkk. kon ñu ngi confirmer li ñu leen doon wax ci jamono. ne leen yéen li ngeen jël lépp jox ko étranger yi ba ci liggéey bi. ba ci TER bi c'est-à-dire que technologie bi nga xamante ni moo war a permettre sénégalais yi am ci xam-xam sax tubaab bi bëgguñ ñu koo jox ñoom ñooy ñëw defar ko jël ñoom ñoo la lebal ñooy ñëw ne la lebal nañ la xaalis. ci xaalis bi ñu la lebal ñoo lay defaral donc da nga ñuy fayaat. waaye sunu ay agent sunu ay nit ñooy ñëw def liggéey bi. après tamit sunu société bële di Alstom naroon daanu moom ngay jël mu defar ko. dëgg la. et cetera et cetera et cetera. nag maanaam daal dama lay abal nga war ma fay 50% fay ma 80%. ak intérêt yi ak intérêt yi. teg ci nag ok Covid 19 am na gars yi bàyyi fi liggéey bi dem seen yoon. waaw ci ni donc ku fàq sa réew nga jëm. kilifa bi nekkoon ministre délégué au temps du ministre des transports wax nañu ne lié mbir mi maintenant. diggewaat na ne fii ak fin d'année moom affaire dina normal dina ki parce que
parce que le TER dañ ko war a confiner dans sa phase murale maanaam confinement mural maanaam fi TER bi di jaar yëpp dañ ko war a encadrer sécuriser ko passerelle yeeg yëpp dafa waru nangam ak nangam et que foofu ay chantier la yoo xamante ni jox nañ ci ay sénégalais yoo xamante ni pareeguñu donc foofu xaw nañ takkal tuuti sénégalais ñoom itam pareeguñu donc sénégalais xam naa ñoom it Covid bee leen jàpp donc Covid bee jàpp ñëpp moo jàpp TER bi jàpp ñi liggéey ci TER bi ak ñëpp. bu ñu continuer noonu est-ce que dina fi jógee tamit Covid. waaw léegi nag la question mooy quand le ministre annonce le démarrage du TER au mois de en fin d'année inchallah au même moment on ne sait pas Covid-19 kañ la fi jóge moom nee na Covid bee tax affaire bi yéex. waaw wante ñun xamuñu Covid kañ la fi jóge. moom mu annoncé. kon moom xëy na xam na kañ la Covid di fi jóge. kon nañu koo wax. wala xam na boog nan lay demee ci xam nga sunu kilifa yi. billaay wallaay tallaay yàlla ñu tiim dañ leen di saraxu xam nga saraxu. à la limite comme si on implorait dañ leen di ñaan. il s'agit pas de communiquer pour communiquer il s'agit d'informer juste communication bi la ñu war a jëmale ci lu amal njëriñ nit yi ñoom suñu kilifa yi dañuy jékki-jékki bi fi Binta toogee bërkaati démb di wax ci TER aw ma xam-xam de laa ne woon sama xel comme Binta tudd na fi TER léegi kilifa yi tuddaat TER comme par hasard je dis pas que looloo tax mais comme par hasard Binta fi tudd TER il y a 2 ou 3 jours tout à fait kilifa yi xëy génne TER ne TER bi dina daw loolu mooy suñu problème maanaam. on est dans le sensationnel. nguur du réagir. nguur day agir. tout à fait. nguur day jëf. nit ñi fekk si ko waaye nguur du toog dara xew mu ne dinaa jëf. dëgg la. c'est en retard. c'est en donc retard. kilifa yi nañu def atta tey jii nii wax bi nii Sénégalais yi koy dégg yëpp plateau bi rek autorités yi war nañ xam na la ñuy taxawee. waaw nous sommes le reflet de la société sénégalaise ku ci nekk daal xamal leen ne TER bi daal mi ngi ca TER rek nañ ko bàyyi ca TER ba ca kanam te nag. waaw te toppatoo sax Pape Assane ñi nga xamante ni dañoo raser seen ay kër. bloqué seen ay yoon. ñi nekk ci tolof yooyu. seen àq rek àq boobu sew boobu dina tax TER dina TER rek. te yooyu yëpp tàmbaleeguñ ko yooyu yëpp nag. yooyu yëpp defaguñu ko ñu bëgg TER tàmbalee dox. dañ ko diviser. c'est-à-dire que maanaam dafa mel ni nga nekk fii. bëgg a dem ci Louisa. dëgg la. non coono àdduna la. da lay contourner la lay génn na lay daal ak yeneen donc li fi te daaw ndox mi dafa ñëw taw bi jaxase foofu yëpp inondé ak waa Petit Mbaaw ak waa kii moo tax it loolu ma leen di tudd tamit loolu noonu ñu ngi ci juin taw tàmbali na ci àll bi ci yenn zone yi waa léegi bu taw bi ñëwee Covid-19 nga ne Covid moo la yéexa d'accord Covid-19 taw bi dina ñëw incha allah ay ara deytalle doy na waar cette réaction j'aimerais y rester pour passer à l'autre sujet échange des permis de conduire les Sénégalais ne peuvent plus échanger leur permis sénégalais en français loolu yoon la français maanaam yow am nga permis sénégalais léegi dem nga France da nga war a liggéey foofu da nga war a dawal sa oto nootoo ko wecci léegi sa permis yow sénégalais mënul valable foofu depuis 3 mois sénégalais yi mënuñu def seen échange pour am permis français benn affaire la ñuy wax lan mooy sunu problème Sénégal ba ci jamono bi France téye ñu rek. ñun dañoo France tamit doy na waar. te loo wax ñu ne la léeg-léeg sax nga dégg kilifa ne la bon bàyyil français yi nga ne ko waa d'accord. ñoom bàyyiwuñu ñu léegi chaque jour. ñu dóor la benn ñoom bàyyiwuñu France daf ñoo bàyyi. waaw ñun bàyyi nañ leen. léegi ñoom bàyyiwuñu chaque jour ñu dóor ñu benn. imagine leen léegi téléphone yi. autoroute à péage yow sa tali ñu téye ba ci sa ndox mi ngay naan. ñoo ko téye dégg naa démb l'excellente émission bi fi ñoom nee na ay sa def démb. 90 chrono un super concept que Bougane a mis en place. tout à fait. ma seetaan Baye Allé mu wax benn wax mu ne ce n'est la question de souveraineté nationale. tout à fait waaw c'est d'une pertinence. waaw léegi Sénégal ndox mi nag ndox mi ñuy naan France moo ñu jox ndox de Sen'Eau société française moo ñu jox ndox. ba pare tuddee ñu ko. te ñoom seen président ne yéen africain yi. ba pare tuddee ñu ko. waaw seen ndox moo tax seen biñ ciy gis moom ci la ñu war a xam ne. suñu nag léegi président bi nga xamante ni moom moo yilif société française yooyu nga xamante ni si jamono. dañ leen ne partez en meute xam nga xaj chien. dañuy def groupe attaqué ndoo buñ la attaqué groupe doo taxaw. dëgg la léegi ñu ne leen dem leen en Afrique vous partez en meute maanaam ñoom seen koom comme demeetul noonu. waaw dem leen Afrique ngeen jëli
y a 14 pays francophones yi nga xamante ni ñoom. dellu leen ci esclavage moderne. esclavage moderne. waaw léegi ci biir loolu ndox mi ñuy naan président bi jiite dëkk boobu ne yéen Macron ba mu toogee loolu bokk na ci ses premières déclarations les Africains c'est un problème de développement démographie bi la. démographie bi des familles de 9 personnes ma ne ko nga puuc yow. xaaloo bismillahi rahmaani rahim. war nañoo bàyyi ñu. nangaan ñu wadd. nanu dimbali. nangaan ñu wadd. juste. xamul doom ji lu mu ci xam ci cofelu bu waajur bay ñuy singi. li ñuy def nii dénigré wuñu chef d'état wala kenn dañuy wax ñun pour sunu dëkk. ñun suñu cosaan sax ak bu fekkee ni kenn respecté wuñ ñun ñu respecté suñu bopp. lii ñu def George Floyd fële ca Amérique mu ñaaw lool nasaraan di ko def nit ku ñuul mu metti ñu àdduna bi yëpp jóg tey bañ ba toutes les statuettes. tout à fait. yu ñooñu nga xamante ni mbokk fédère bi yooyu ñoom Léopold II bi nga xamante ni moo jàpp Congo def leen lu bon. le belge la ak li muy bon. te dañ koy defal film yëg nga loolu. pour mu di gën ko tasaare histoire am. oui tubaab bi di gën a am roy waaye ak inspiration. wante statuette am yëpp daanal nañ ko. waaw nañ ko daanal bu baax. parce que xamalu tax population africaine yi dañuy gën di comprendre te léeg-léeg bu ñu toogee nii di wax ci télé bi nga dégg yenn kilifa yi naan bon c'est sensible du ci loolu xam nga lan moo sensible. population yi ngeen di foowee bis bu ñuy dal seen kaw da leen di bett. billaay wallaay loolu moo sensible. donc kilifa yi tey jii nii. dañu koy wax sax sunu président bi xool leen ce qui se passe avec le président Lamine Diack boo waxee ñu ne la non dafa def lan la def parce que toutes les informations qu'on reçoit viennent d'où? De la presse française. Ah oui. C'est la presse française. Tu penses que la presse française bi ñu waxee Platini ak Sepp Blatter ni ñuy traité Lamine Diack ni noonu lañu doon traité Platini ak Sepp Blatter déedéet. parce que ñooñu seen nit lañu. seen nit lañ. ñu traité ko de façon subtile mu jàll. atte ko foofu sax dul. ana goon bi jóge woon Japon. ñu rëccale ko ay professionnels américains mu fay leen ñu rëccale ko yóbbu ko mu dellu Liban dëkkam déggati ngeen ci wax presse française tuddatu ko parce que selon les intérêts parce que selon les calculs waaw léegi ñun africains ñoo war a ubbi suñuy ay gët. il faut qu'on ait un état d'esprit panafricanisme dañu nekk ci benn jamono. booy wax nag léeg-léeg nit ñi duñ la bàyyi nopp ñun amuñu prétention yi lenn amuñu benn xam-xam xalaat la rek ku ne mën a jël mu xool mais ñu bàyyi xel waxuñu ñu gëm de mais ñu bàyyi xel mën ngeen comprendre adduna bi ñu ne Afrique mooy daanaka continent bi nga xamante ni ñàkkut dara. ñàkkuñu dara nañ tëju suñu biir rek. ñu ne mooy continent bi nga xamante ni ay population ñoo gën a tumuranke ci adduna bi. loolu ci xel est-ce que nit mën na ko nangu plus de 400-500 ans ñu dëkkee noonu léegi ñuy continuer permis de conduire yi du dara. c'est-à-dire que dama ne na africain yëpp xëyoon toog daal ne dematuñu toog suñu dëkk ne leen jël leen seen bagage ngeen dem dañ ñuy saraxu. bu ñu mënul dóor ba ñu yem fi. dañuy sukk saraxu parce que li am fii amut fee. tey jii nii prenez Angleterre Royaume-Uni. tout à fait j'allais en venir. Allemagne. ñooñu ay noble lañu. moo tax it Brexit bi ñu provoqué ko. ay génn ci Union européenne. dañ ko génn ba mu set wecc. li ñu naan femme frégué wuñu. ñeente. wante ki frégué ki soxla. moom moo topp nit ñi rek tongal ñu te ñoo ba newuñu ko bañu mën nañ liggéey ak yow mais jox ñu cër. li ñu soxla ñun te war ko mën a am ñu nekk ci yow li nga soxla amul problème parce que quoi qu'on puisse dire la France et le Sénégal c'est des relations ancestrales culturellement yoo xamante ni bokk nañ ko. président newoon nañ dañu doon jox dessert de ñun rek ñoo bokkoon ci. malheureusement wante ñun bi ñuy dessertu France amul dessert. dëgg la parce que sunu maam yi ba ñuy dund. tubaab yi di ñëw naan ñii dañoo am santé bu baax. boobu ñoom ñu ngi nekkoon ci barbarie. donc ñun soxlawuñu dessert. ba ñuy dessert amul. donc tey dañuy wax ne que suñu kilifa yi mbiru permis de conduire yi réciprocité du président jëloon na ko fi. kuy dugg Sénégal da ngay fay visa malheureusement mu dawal tuuti génnaat ci mais permis de conduire yi réciprocité. ni ko France yi mën a ñëwee fii am ko fi am seen bos ñun ñu war a mën a amee noonu. te bari na sax ay tubaab yoo xam dañuy ñëw ñoom seen i passeport ak kii France la ñuy circuler. man je suis tout à fait d'accord ak Papa Assane tey jii nii tubaab bi garaawul nañ ñu bañal ci dëkkam waaye lu ñuy bañal na fekk ñu nit ñu am jom bañal ko suñu dëkk. bu ko defee nag ñu xool ku ci nekk sa intérêt ku soxla sa borom. et la presse sénégalaise nañ def attention ci. tout à fait muy France 24 ak RFI na Sénégal yëpp xamee ko noonu France 24 RFI dafa mel ni nga ne D-Média nga ne Sen TV ne Zik FM. France 24 mooy RFI. toutes les infos qu'il donne yuy dal ci africains yi lu si ëpp
du pour suñu njëriñ. seen njëriñ la ñoom. donc loolu na si nit ñi yeewu. qu'est-ce qu'ils ont fait jël dañoo coloniser fépp jël bouquet jox ñu ko boo xëyee ñu naan la bouquet canal 5000 francs nangam. après de façon pompeuse. ñuy jaxase suñu xel jaxase suñu kii pour que ñun ñu bañ a yeewu bañ a avancer toutes les infos la presse sénégalaise nañ bàyyi benn affaire nañ ci bàyyi xel suma mbokk journalistes yi bàyyi leen xel du lu presse française bi génne mooy loolu le monde diplomatique ak keneen si yam nañu jël ñun bu ñu mënul dem fekkee ji procès Lamine Diack ñu nekk ba Maître Simon Ndiaye wax ci lu leer ak keneen ak ñeneen ñu défendre non ñun Aliou Sall dafa wax lu am solo ma tëj oustaz Aliou Sall dafa ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo wax ñu dégg de mu ne mbir bu amee ci loo xamante ne dafa takk sa ñoñ lijjantil noo koy défendre ba pare ne ko yow li nga def foo ko teg bu dee dafa def bu dee deful nga xam ne deful wante doo jël sa ñoñ li bokk ci yow nga jàllax ko ba ko ñële ñu koy saax-saaxe di ko def nu leen neex di ci wax lu leen neex yow nga toog fi nga toog léegi-léeg sax nga dégg sénégalais naan la moo def ak deful la question c'est pas ça c'est un principe sacro-saint qui a été dafa am loo xam ne Afrique continent africain ñoo ko war a xeex ensemble tout à fait en tout cas doy na waar trop merci beaucoup mu nekkoon l'actualité du jour ñu toll nag ci ndar keppal mbir mi waaye ci noonu laa leen di jaajëfale gan gi xam naa moo nar a tëj waaye ma jaajëfal leen ba pare Louisa sañse bi baax na macha allah au 77 539 51 01 pour la tête nag mon partenaire de tous les jours mais mun na loolaa la gën loolu laalul mais waaw ma leen di remercier ñi mu def nag waa télé bi tout parce que Louisa Dian di Beauty Studio ak Sen TV partenariat la c'est pas que c'est plus que ça donc voilà yére bi day maye perruque bi day maye gaaw leen en tout cas yére bi nice na kon boog tey maa taxaw di téléspectateurs yi comme maa la gën a jege parce que c'est très joli machallah comme d'habitude toi aussi Asma li nga sol rafet merci beaucoup à Louisa Dian di studio moom moo jaar ci bopp bi may mën a ñu ngi lay def un gros bisou merci beaucoup à lundi merci xol bu jeex merci góor Sénégal ñoo far mais nañu population yi sonn nañ trop tout à fait couloir président sa couloir boobu nga xamante ni yaa ngi waxtaan ak ñaar ñett ñooñu ngay waxal ñu nekk ay sénégalais nañ doon ay sénégalais merci beaucoup à vous chers téléspectateurs dégg ngeen ko xol lay waxee ndaxte askanu Sénégal la ko ñor ndax da di sénégalais di xam nit ñi lu ñuy dund bëgg ko jottali rek fi mu waree waaw ma di jaajëfal bu baax a baax ki nga xamante ni nag moom mooy suñu taar ci bopp bi madame Diatta mi ngi fële ci HLM Grand Yoff képp ku bëgg nag ay perruques yu rafet yu toj danga koy woo aussi numéro am xam naa MD daf ciy dikk léegi tout de suite alors yére bi nag Fama yaa ngi ci doon wax it nga ne rafet na trop Génération Couture moo si jaar mi ngi fële marché Wakam tali américain bu ko defee tamit moom it numéro am dina affiché wu léegi ñi ko bëgg tamit daal di ko woo Gora Dioum ñu di la jaajëfal ci li nga xamante ni fekk si bi ñu fekk si sànq ñoo ngi ko doon wax téléspectateurs yi ne association bi dinañ leen jox numéro de téléphone bi laata rek ngay tàggatoo Nabil Moustapha ñu bàyyi la rek nga tàggatoo ak téléspectateurs yi jox leen numéro bi dig daje leen waaw sant bu baax mboolem ñi nga xamante ni si ñoo na ci plateau bi yëpp Pa Assane Fama soxna Asma di siyaar ba soxna Lisa ak ñi nga xam ne ñu ngi seetaat ñëpp partout dans le monde fu sunu soppe yi nekk ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di siyaare bu baax sunu sëriñ sunu baay alaaji sëriñ Cheikh Oumy Mbacke mu sëñ Fallou noo koy siyaare bu baax di siyaare sëñ Abdourahmane Mbacke Gaynde Fatma di ko ñaanal yàlla guddal fanam te yàggal ko ci jàll bi ci barki Seexul Xadim di siyaare sama soppe yëpp nag tey nag moom xam nga daa am ku ma solal tey muy Pape Mbaye étincelle couture moo ma solal rond-point boulangerie jaune waaw di sama xarit di ku ma bëgg lool siyaar soppe yëpp di siyaar tamit Cheikh Makhtar Diouf wakaan akkan ak soxnaam sama yaay soxna ma Ami Ñang di nuyu bu baax tamit mbooleem soppe yi nga xam ne ñoom yëf yi lañ ciy jàpp daal ndax boobu ban taxaw yàgg na waaye ñu ñuy jàppalee ci mel ni sëñ Khadim Diouf ak famille Diaw nekk fii ci Grand Yoff ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ak soppe yëpp daal ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal liggéey bi tout à fait centre religieux de la banlieue la association bi tudd numéro téléphone bi di 77 558 30 93 macha allah mooy numéro bi waaw ñu bàyyi la nga tàggal ñu taaxa waaw xanaa ma wayal leen sëñ Abdou Fatah ndeysaan macha allah waaw olofal bi ma defoon ci moom dëgg la te jotuma ko génne bi ma ko waxee ndeysaan mu am ci mbégte lool dëgg la sama yéene ma xam naa dinaa ko àggali fii ak ay fanu néew rek génne kaset bi CD bi incha allah tout à fait mu neex yàlla ma dellu marsiyaal doomi gaynde Cheikh Abdou doomi gaynde laa yëg ci xol bee ma dellu marsiyaal doomi gaynde
Cheikh Abdou doomi gaynde laa yëg ci xol bee may ñaan ci Yàlla saa way wi saf la tey sàkk ko xam la yaa fees ci xol bee yaa doonu say maam Cheikh Moustapha Naam sët yàgg nay maam yaa ko damee yow yaa doonu say maam Cheikh Moustapha Naam sët yàgg nay maam yaa ko damee Cheikh Abdoul Fattah yow amoo ku ñuy xeeb te amoo lu ñuy xeeb askan wi daalaat dañ leen di joobee kuy muslu seet leen kuy muslu seet leen ku dee ñu jox leen ngeen jox sëriñ bee Cheikh Abdoul Fattah yow am nga iftaar defal nu iftaar yaakaar yi tabbee Cheikh Abdoul Fattah Mbacké defar na Taif saxal jumaa ja ñépp ngay jullee ca jumaa yi Taif ba mu ubbi jumaa ja woona waa Mbacké ñëw waa Mbusoobe ñëw guy mbind it ñëw Taif ci sag bee. Numéro 1 des ventes en Europe ak Great Wall, numéro 1 des ventes en Chine moo leen doon may seen émission Subatel. Tombalil ak cawaxte ak Nescafé classique seen stick Nescafé moo leen doon may seen émission Subatel. Faites confiance à CCBM Automobile, le concessionnaire de la prestigieuse marque Volkswagen fabriquée en